ma wax ak Mati Pita partagé leen tuuti ñu waxtaan tuuti rek parce que heure ndogu bi sori na soreetul sax ma bind benn droit d'auteur bu ndaw partagé leen s'il vous plaît te ngeen signalé ñeneen ñi nekk ci live bu Mati 3 Pommes ne leen xoolal ñu ñëw wuyu si fii jeeg ñu jóge ci Mati 3 Pommes ñu ñëw wuyu si ma fii ma wax ak Mame Mbaye Niang ak waa réew mi su ma nee waa réew mi ñu bokk vraiment ci réew mi ñoom laa bëgg a waxal comme loolu la ñu bëgg guerre day saf mondial te ma ci woo waa Pastef fii yëpp nañu man koo doon benn former benn bloc ñun liveur Pastef fii nekk ci biir Facebook bi kaay leen ñu man koo ñu doon benn ñu def benn bloc après Korité ñu créé fii benn genre plateforme boo xamante ni plateforme bi uniquement pour Macky Sall la ak Idrissa Seck lañ koy tegal boo leen ma toppee ci plateforme bi lii ma gis ni ci Facebook bi léegi mu dàq boo leen ma ci toppee rek léegi li ñu bëgg ñu am ko ñun waa Pastef fi créer benn plateforme boo xamante ne dañuy créer plateforme boo xamante ne dans la semaine on va sortir 2 fois ba 3 fois sur le faux di dóor ci Idrissa Seck ak Macky Sall di dóor ci Idrissa Seck ak Macky Sall di ci invité ay nit di ci dóor ci ñoom ba ñuy gëlëm ma ne leen fii balaa ñuy naan weer léegi ngeen dëgg yuuxu jóge fi ngeen ko foogeewul dem leen signaler ñeneen ni attendez voilà bindal naa Facebook li ma ko amel bindal naa ko léegi nañu dem ci waxtaan bi au minimum ñu def une heure et demie s'il vous plaît ku dugg na nga partager s'il vous plaît partager leen won leen seen élan de solidarité ah patriotes yi won leen yéen tamit que ni lii xew ni da leen métti Mati 3 Pommes du toog pendant plus de 2 heures de temps di dugal ay noonu président Ousmane Sonko ñuy yóbbu Ousmane Sonko indil mu Ousmane Sonko pendant plus de 1 heure de temps 2 heures de temps di dugal façon noonu bu nekk ne noonu privé yi noonu visible yi ak invisible yi yëpp nekk di wax instant bi partagé leen s'il vous plaît ñu dugg ci waxtaan bi li ma bëgg a wax ak Mame Mbaye Niang ma wax ko ma sànni ko fële sax su ma paree ma jël ko tàngal partagé s'il vous plaît da ngeen bëgg encore ma recommencé waat sama caprice bu dëmb bi ne leen bu ma tee tel chiffre ñu commencé waxtaan parce que mënul nekk doo leen di dem uti ci yeneen live yi kaay la ngeen déglu fii li ma leen di wax Mame Mbaye Niang laa bëgg a waxal parce que Mame Mbaye Niang yow laa bëgg a waxal yow ministre Mame Mbaye Niang xaw ma ministre ga parce que damaa dëgg ministre de cabinet xaw ma cabinet 12 fu nit ñi di jonkon xaw ma ban façon cabinet ngay diriger biir Sénégal yow dangaa tuuti pour xoolal pour ne da ngay menacer patriote yi ànd ak Ousmane Sonko wala di naan da ngay saaga Ousmane Sonko di ko xas yow Ousmane Sonko moo la gën ci judd Ousmane Sonko moo la gën ci judd deram bi rek boo ko xoolee ak sa der bokku leen fi ngeen sokke ko éthique ba moral bi nekk ci moom côté patriotisme bu nekk ci moom Mame Mbaye Niang di nga dund ba nga dee doo ko musa am dama la nee dem ba man la bi ngay agrippé wu ci gris palais présidentiel bi mel ni golox mel ni loke bu lokewu ci oto ñu nar ko remorque pour yóbbu fii la ñu fekk nga sol sa t-shirt bu bon bu marron Macky Sall daal di la fab un vaurien comme toi jël la nettoyer la dugal la ci biir jox la fonction boo xamante ni kenn xamul lu muy tekki ministre de cabinet ministre de ban cabinet 12 toilette yow ministre de cabinet rek lañ la mën a tuddee cabinet mooy toilette fu ñuy jonkone cabinet turc wala cabinet 16 anglaise wax ma ban cabinet la yabaate ngeen xamu leen seen bopp kenn waxu leen qu'est-ce qu'il y a yéen amu leen fulla amu leen fayda te ñu leen gën a ñàkk fayda mooy patriote yi nga xamante ne que ñu ngi ne leen ne lëngaaral ne faax dem dama wax ak ñoom ba ma foog ni que ne dugg na am nañu dara seen biir yuur yi patriote yi yëg na ko valise congolais ci yàllaa koy commencé balaa may dem ci Mame Mbaye Niang yéen li ma leen wax dëmb xanaa déggu leen ko yéen patriote yi ngeen ne yéen da ngeen bëgg Ousmane Sonko loo leen di dem di uti ci ay live Mati 3 Pommes fu muy toroxale Ousmane Sonko muy dugal ay ñoom Mame Mbaye Niang di dugal ay xaj yoo xamante ne que ñoom Babacar ay xaj yooyu ñoom Caga François Hélène Guèye di leen dugal ci live boo xamante ne dañ fay nekk di saaga président Ousmane Sonko ngeen war a mënoon a am seen fulla bu toll ni seen jëmm ngeen xëcc seen baa ngeen toog fële ngeen dem xool beneen live boo leen ko mun lee def sax ngeen defaat encore
demaat dugaat encore ci les différentes pages yi nga xamante ne foofu la ñuy waxee waxu Ousmane Sonko ngeen dem cliquer waat dans les anciens live tegal ko seen mbokk yi wala ngeen commencé démassifier doo leen ko def fulla ak fayda sax amu leen ko amu leen fulla amu leen fayda da ngeen ñàkk fulla ñàkk fayda amu leen benn ndox ci seen biir yuur yi lan ngeen di dem uti ci live Mambay Niang live fu mat 3 pom fu mu invité ay ñoom Mambay Niang léegi man miy toog fii daggal ma benn extrait fu Mambay Niang di wax ci président Ousmane Sonko yónni ma ko pour man ma génn lan ma leen teree génn yan miy dem ba ngeen dem toog foofu ne fa dëj seen kat yi ngeen déggal ma di déglu live bi ba di enregistré extrait yi ndaw yooyu di ma ko yónnee lan ma leen ko yóbbu néew ma leen bu leen demante fii saagee président Ousmane Sonko ah néew ma leen bu leen du demante ci page yi nga xamante ne foofu la ñuy toroxalee le président Ousmane Sonko néew ma leen bu leen dugg ci page yi nga xamante ne foofu la ñuy toroxal patriote yi Ousmane Sonko yi ñu leen di traité des Sonko boys ngeen toog ñàkk jom ñàkk bañ a xam seen bopp ñàkk bañ a xam projet Pastef ak lu Ousmane Sonko bëgg yéen li ngeen di woote daa des si yéen lan ngeen bëgg exactement patriote yi daxaar loolee nag man ngeen bindal leen ma ko fii ci commentaire ne ma faa ñun lii la ñu bëgg ci Pastef parce que am na li manqué si seen bopp yi soit da ngeen am trouble de comportement wala yéen da ngeen bokk ci ñoo xamante ne que ne yéen fu ñuy toroxalee fu ñu leen di toroxal loolu da leen di excité loo fu ñu leen di toroxal loolu moo leen di excité loo wala da ngeen ànd ak alak da ngeen alak fu ñu leen di toroxal dafa mel ni loolu da leen di excité loo ah lii mbaa jàmm la ci yéen patriote yi mbaa jàmm la dama leen koy laaj mbaa jàmm la seen comportement yi ngeen yor nii mbaa jàmm la ah Mati 3 Pommes créé benn langue boo xamante ne que ne langue la boo xamante ne que ne yéen xam ngeen langue boobu ñan ñoo fa na war a dem daje waa Mbour ak Sow xaw ma Mbour ak Caakiri wala Mbour ak suuf ñoo fa war a dem daje waa APR yi waa Benno Bokk Yaakaar ak waa réew mi Idi Sakal doomi maire James Brown du ñoom ñoo dem daje fële def seen plateforme ak Mati 3 Pommes di xas le président Ousmane Sonko di ko saaga di ko traité de tous les noms ngeen dem toog foofu maye nopp di joxe ay commentaire yéen a ñàkk fayda ñàkk xorma yéen nag déclaré naa leen guerre yéen partisan Ousmane Sonko yi dama leen déclaré guerre yéen dama leen déclaré guerre damay bàyyi ba Mati pare ma dem ci commentaire yi képp koo xamante ne que ne man yaa ngi woon ci commentaire mag yi di ci doon bind bu dee sama ami nga dama lay bloqué bu dee mës nga commentaire sama biir page damay dugg ma tapé sa tur bu dee mës nga fi dugg sama biir page nga bàyyi fi commentaire dama lay bloqué parce que damaa bëgg ngeen ànd ak lii am bopp am ndox ci biir am seen bopp am ndox bu nekk seen biir bopp daa mel ni yow ngay dem ci page boo xamante ne ñu ngi ciy saaga sa ndey wala ñi fay saaga sa baay di nga ko partagé di nga fa dem commentaire di nga dem doxantu foofu doo fa dem lan mooy ndeyu ngeen di dem ngeen di déglu fu ñuy toroxalee Ousmane Sonko toog di déglu fu ñuy toroxalee Ousmane Sonko wala ngeen fay commentaire xanaa da leen di excité loo am na lu muy def ci seen yaram yi xanaa wax leen ma ko yàllaay waxal ñi leen di traité de Sonko boys di leen traité ay saagakat di leen traité seen leader ñi koy traité de délinquant sexuel je ne sais pas quoi par respect même pour le président Ousmane Sonko mënuma ciy jaar di ko traité de tout nom d'oiseau ngeen ne faax toog ngeen maye nopp bu baax bi ngeen ne yéen ay garmi ngeen ay noppi garmi ngeen am Ousmane Sonko bëgg ngeen ko 2024 seen yaakaar changement Sénégal ci moom ngeen ko wéer nekku leen di ko prouver ci sur le dama leen ne liggéey bi am sur le terrain ñi génnoon la dernière fois wane ngeen ko li des léegi ci réseaux sociaux bi moo des parce que dafa am ñoo xamante ne seen crédit téléphone bi ñu jënd crédit bi ñuy def seen biir téléphone page Facebook yi ñuy dem seetaan daa mel ni que ne ñooñu commencé ko téléphone bi ba ci crédit bi ba ci live yi ñu war a dem seetaan yëpp xamuñu ñoom ñooy kan ay nit yu alaku lañu xam leen li ngeen bëgg non défé loolu c'est pas nécessaire de ngay répondre tu vas répondre le coup de l'âne là le coup de sabot de l'âne par un autre coup de sabot pour lan nga bàyyi leen ñu wax ñu def seen jotaay xawaare yooyu ñuy wax parce que le parti au pouvoir là de Benno Bokk Yaakaar ils sont là depuis 9 ans ils n'ont rien foutu à part détourner des fonds publics
li ma moom nga moom ko keneen moom ko keneen moo ko ñu bokk ko ñun yëpp ñu moom ko ñoom seen biir ñoom moom loolu lañ nekk di paacoo seen biir di ko jox seen ndey di ci yóbbu seen ndey yi Makka di leen tabaxal di yóbbu seen doom yi Europe di ci teral maam ndey baay nijaay di ci teral seen mbokk yi ci xaalis bi nga xamante ne sénégalais ñoo ko bokk xaalis riba liggéeyu ñu def ñu dara léegi ñooñu bu ñu génnee Mame Mbaye Niang Prodac Mame Mbaye Niang kan la mun a saaga Mame Mbaye Niang ana milliards sénégalais yi ana suñu 29 milliards yi ana suñu 29 milliards yi yow bu dee góor yi yëpp waroon a wax ba mu des yow góor yi yëpp war a wax te balaa may dee gis nga Mame Mbaye Niang dama la bëgg a conseiller gis nga fen ak sos day ànd ak harmonie yow munoo dajale sax ay poulailler bu poulailler laa la wax poulailler kenn mënu la koo jox nga téye ko ba nga mun ciy jiital nga mun ciy dajale sax ñaari clients yi war a ñoo taxaw ci buntu poulailler yooyu laaj la ginaar bi ñaata lay jar waatuma la nga ne yow da ngay dajale ay nit Sénégal wala Dakar pour contre attaquer Ousmane Sonko yow da nga ciy tuuti amoo makaama bi sa taxawaay mayu la ko ndaxte yow yoroo ko t'as une mauvaise réputation yow Mame Mbaye Niang sa réputation ñëpp ko xam daa amoon fi nga commencé woon en tant que activiste di xeex nga ne yow da ngay xeex parce que changement nga bëgg Macky Sall mii nga dem lëkkalool tey nga mere ak ñeneen yéen a àndoon di doon xeex pour changement bi am balaa Macky Sall di la woo foo ne woon yaa nekkoon fii di xas yéen ngeen di ay nit yoo xamante ne amu leen dignité amu leen personnalité yéen ñaan waajur sax seen waajur yi sax bu ñu leen ñaanaloon ne leen yaara bi sax du leen jage yàlla mooy jaar ci diggante ñaan boobu ak yéen mu këf ko dem ak moom pour yéen toog ci nguur jël li xaalis bi nga xamante ne moom la askan bi yëpp bokk nara bokk ngeen jël ko accaparé ko di ko paacoo seen biir ngeen foog ne yéen seen ñaan waajur yi ñoo nangu xamu leen ni que ne yéen seen adduna moo yàqu seen àllaaxira amatu leen fa dara fi ngeen amul adduna jarul ngeen di xalaat àllaaxira balaa may dee ngay dem gi génnee boo leen toogee di def seen i rëy yooyu di wax seen i fen yi duul yooyu yow Idrissa Seck moo la mun a formé yow kay yooyu yaay xoolal yooyu yaay produit fini sorti de l'usine de réew mi yow Idrissa Seck rek moo la mën a formé yow kay yooyu yaay bakka moom Idrissa Seck mooy bakka yow yaay yéenay bakka ak makka yéenay bakka ak makka moo tax ngeen mën a ànd yow du ci Idrissa Seck nga fakkee ko ah yow Mame Mbaye Niang du ci Idrissa Seck nga fakkee ko Idrissa Seck bu mu toogee fii muy wax yi réewam yooyu bu demee ci tarixa bi mu ne fii laa bokk mu dem fele mu ne ko fii laa bokk bu demee fele mu ne fii laa bokk yemul ci loolu mu génnee lu réewam loolu mel ni luy toj àdduna ne bakk ak makka xam nga ne bakk ak makka Sénégal la war a mun a taxaw mu wax ko bu ko waxoon Arabie Saoudite tey du fi nekk ba ngeen di wax ci moom bu taxawoon biir digg makka mu wax lu réewam loolu indi fa waxu bakk ak makka dinañ ko bakk gas ba mu xóot ñi bakk ko ci biir dinañu makk Idrissa Seck ñi gas ba mu xóot ñi bakk ko ci biir pax bi te dara du ci deñ xaar leen ndey Maam Jaara Faal damay ñef sa ndey ci biti ba nga ñëwaat encore fii ngay bind sa doomi aram sa yëf yooyu Idrissa Seck di fii dëgg naa yaayu Idrissa Seck moo daan tas fecc bu am lang sabar bu am dëgg naa moo ko daan tas maire bi daal balaa sabar bi di jeex daal da ngay dëgg ñëpp di laajte ana maire James Brown bu egsee daal dina ko wone ak boppam bi génnee mu sóor sandi yëkkati sër te aj xale Cees yi yëpp xam nañu maire boobu ni ko yàlla bindoo kooku bu juree doom bu mel ni Idrissa Seck rek la mën a jur nga xamante ne bu waxee lii tey bu subaa ma changé waat waxaat lële moom moo mën a sol lu weex tal dugg ci biir bari ko déwtiir mu génnaat weex fur xaar leen ma tegal leen kan mooy Idrissa Seck ñi dem ci tuuti rek ma tegal leen kan mooy Idrissa Seck amu leen éthique amu leen morale dignité amu leen ko gars yi partagé leen s'il vous plaît partagé leen wan leen ma seen élan de solidarité maa ngi ci weeru koor maa la ko gën a xam Salif maa la ko gën a xam s'il vous plaît ne venez pas avec vos leçons de morale là s'il vous plaît bu leen ma indil benn leçon de morale Mame Mbaye Niang mi doon wax xanaa moom di jullit ñu toog noonu ci plateau de xawaare bu matib 3 pommes xanaa duñu ay jullit bu leen ma indil fii seen leçon de morale maa leen gën a xam lu may def
te man yàlla man la àndal parce que man ci côté dëgg laa nekk may leen ma dem ci Mame Mbaye Niang tuuti may leen ma tuuti dëggal leen ma xaj bii dëggal leen ma kuti mbaam bii li ma jàngate ci sama diggante ak Ablaye fi ma jaar ak moom moo tax li ma dese ci sama dundu politique dootuma ci yor cër boo xam ni ci décret lay toxoo lu ma ci yor rek lu ma nit ñi di fal lay doon dootuma ci yor cër boo xam ni ci décret lay toxoo dootuma ci yor cër boo xam ni ci décret lay toxoo duul rek lay def ma ni fasatuma yéene Askar. kenn rek lay def ak duul Aucune mission politique ne dérivera du décret de quelqu'un. C'est seul le suffrage du peuple sénégalais qui me mettra en mission. moo waral mënatuñoo sigi xool kenn ndax kat mënatuñoo sigi xool kenn ndax kat yeneen ko dëggandoo ma recommencé waat bi may wax décret dootuma fal waxuma décret dootuma fal puisque loolu ci dogalu yàlla la ne dama ni fasatuma yéene duul rek lay def waa ji décret di ma il manque comme il respire il manque comme un narrateur dedans li ma jàngate ci sama diggante ak Ablaye Wade ak fi ma jaar ak moom moo tax li ma dese ci sama dundu politique dootuma ci yor cër boo xam ni ci décret lay toxoo lu ma ci yor rek lu ma nit ñi di fal lay doon dootuma ci yor cër boo xam ni ci décret lay toxoo dootuma ci yor cër boo xam ni ci décret lay toxoo ma ni fasatuma yéene Askar. Aucune mission politique ne dérivera du décret de quelqu'un. C'est seul le suffrage du peuple sénégalais qui me mettra en mission. mënatuñoo sigi xool kenn ndax kat mënatuñoo sigi xool kenn ndax kat dégg ngeen ko léegi xaar leen ma tegal leen tamit bu Mame Mbaye Niang bi mu wax ci moom may leen ma de décret dootuma fal doo noppil waaye fen rek ngay def Idrissa Seck daa fen mu mel ni ba taayam bi wàcc ba mel ni kuskondoron kii dee duula ba mujj bi sax buñ ko laajee sa noo tudd day fàtte sa Idi la tudd sant Seck waaye yow doomi James Brown rek nga mun a doon doomi James Brown rek nga mun a doon ci biir Sénégal yaa mun a fen mun a sos may leen ma xaar leen ma dem uti am na lu may dem uti may leen ma ñëw fen rek lay def waa ji de fen du nooyi buy fen sa duy nooyi waa déglu leen fii di xarab di wax ju ñaaw di ko teg ci kaw nit ñi di ko teg ci kaw président di ko teg ci kaw ñi président àndal Idrissa yow jàpp nga ni war nañu traité d'incompétent et de corrompu kii Mame Mbaye Niang mooy wax ni Idrissa Seck de coalition Benno Bokk Yaakaar ak Idrissa Seck pouvoir corrompu lëkkaloo et tey incompétent mi ngi nii waaw wax na ko dañu leen di delloo seen baar Idrissa fàtte na ni moo doon dagg garab yi Thiès ci téeméeri junni par garab Idrissa fàtte na ni moom la Ablaye Wade joxoon 46 milliards mu yemale ko ci voie de contour si yaa ko seede Idrissa fàtte na ni moo am 19 comptes bancaires France bu ci nekk ma mën la ci sa émission lañ ko waxee boobaak léegi weddiwu ko waaw jaaxal na lu tax weddiwu ko non mënu koo weddi parce que dañoo génne numéro compte génne ay chèques yu mu ci fayee gars yi xaar leen commencé woon guerre des saf mondial bindal leen ma Idrissa Kouti Mame Mbaye Niang Kouti bindal leen ko ci commentaire yi loolu rek laa bëgg ngeen bind Idrissa Seck Kouti Makka ak Makka Mame Mbaye Niang Kouti Idrissa Seck Kouti Mame Mbaye Niang Kouti sàcca Idrissa Seck sàcca Kouti Seck Mame Mbaye Niang sàcca Kouti ñang nañu dem maa ngi jëggal suñu kilifa ni ñu bàyyi leen ko bu leen ko topp dem leen liggéey tey commencé waat na dinañ eggale histoire bi c'est que gis nga nit bu la nguur jaralee wax lu dul dëgg pour ni partagé gars yi s'il vous plaît matul na ci affaire bi na partage yi wax na lu dem dul waay dëgg s'il vous plaît partagé leen luubal na pour am nguur Mame Mbaye Niang goree na sàcc pour bu am bon bi. nguur bakkanu nit sax teg na ko pour am nguur bakkanu nit ak xaalis dinaa ñëw man ragaluma li may wax
soo koy mosoo ragal man du ma jiñ kenn mais jàpp naa ni mënoo luubal xaalisu sénégalais ki ko jiñ mi ngi ci beneen liste dinaa ñëw ci ñoom ñaar liñ seqoon moom moo waxoon Ablaye Wade papaam la mën na ko tër xar rey ko tey Ablaye Wade ngi jaar ci liste tey mi ngi jaar feneen donc wax na lu amul moom moo waxoon du mas a ànd ak Ablaye Wade ànd na fekk Ablaye Wade moom moo waxoon ni que ci seen rajo la ko waxoon maa jël xaalis bi xaalisu sénégalais yee ko moom dama koy denc ba Ablaye Wade jóge fi boobaak léegi ku gis Idrissa delloo si xaalis Idrissa ban liggéey nga ko xamal consultant la. consultant wu la ci lépp rek en beaucoup de choses. Idrissa non déedéet nañ waxante dëgg consultant rek dafa yomb lan mooy métier Idrissa financier la. financier fan ban di école la diplôme moo tax ba mu sës dégg waaw déedéet dañuy wax rek waaw xamaloo ko métier ñetti liggéey nga ko mën a mas a xamal ministre du commerce directeur de cabinet premier ministre waaw Idrissa ba mu jógee ci nguur gi ak léegi fukki at Saint-James lay dal Paris hôtel boo xam ni néeg suite yow muy jël 1000 euros par jour téeméeri junni ak fanweer ak juróom ci ku xëyul ma dafa am ay xarit des amis qui l'aident xaaral rek nañ waxante dëgg buñ naxante kooku mooy wax ni que ñun tey on est des corrompus kii wax ni que tey ñun ay corrompus lañ kooku moo am benn jigéen bu sësoon rëkk ci moom feebar bu ñàkk fayda rey ko ci ñaari fan kon li may wax nii déglu ma man li may wax mën naa ci ñëw bu laajee bu weddee rek ma génne firnde xaalisu ndaw soosu jóge Dubaï fekki xaalisam ca Amérique 14 millions d'euros 14 millions de dollars Idrissa war naa wax maama li nga wax rëy na di mu rëyul bu weddee maa ko wax sénégalais yi bu weddee gannaaw suba ma génnee transfert d'argent bi code transfert bi toujours moom fa jëlee loolu yow na weddi fi ma koy jëlee amul solo mais c'est que donc mënoo nekk ci loo xam ni neexul yàlla neexul yonent bi ménguwul ak diine ménguwul ak yoon ba pare di xas nit ñi naan leen ay incompétent ngeen 46 milliards la dugal Thiès ñu woo ko mun ta wax fan la jegul xaalis bi ki ko doon laaj mi ngi fii Abdoulaye Wade la tudd ki ñu doon teeru bër ki dem tey Idrissa war na wax ni que ñun on est incompétent Idrissa lan la proposé Sénégalais yi bu demee assemblée naan leen 2024 seen dëkk dina Idrissa du royukaay ci xale yi mënoo ñëw jiite jubati mu am firnde musul weddi ni ko jëlul xaalis musul weddi ni ko dencul xaalis mënoo ñoo jiite goree ji ak li ko Abdoulaye Wade wax yëpp après moom moo delloon ban saaga bu ñaaw la Idrissa saagawul Abdoulaye Wade tey moom mu nekk ci liste naan ñun on est incompétent tey moom mu nekk ci liste naan ñun ay on est des corrupteurs moom mooy corrupteur bu mag bi mais xam nga Mamba yow am nga benn histoire xam nga ku alal jaral bakkan mais bakkan boobu laa bëgg xam lan la bakkan foo ko teg wala da ngay wax ni rek pour la forme nii bu weddee ma génne turu ndaw si génne certificat de décès ndaw si génne transaction bi na weddi kon yow da nga accusé de crime waaw mais mani li ma wax leer na mani am na ku ko jege woon pour wan la ni que gis nga dafa am benn borom xam-xam bu ni nguur warul la jaral nit ñett yi yàlla moo koy joxe jarta jaay sa ngor jaay na ngoram parce que taxaw na man li nga ma bëgg a laaj dinaa la ko man nii mas naa nekk ak moom man nii politiquement moo la créé man nii 2003 2004 mosuma créé ba may nekk ci moom man ak sama ñetti moroom ñoo fa nekkoon man Abdou Souley Kijera Yankhoba Diattara bokk ci ñi créé Fidèle créé parti ni ko bàyyil nga ñëw lam gëmloo woon Sénégal waaw mais déglu ma waaw xaaral rek lam gëmloo woon Sénégal yëpp laa gëmoon maa la mën a wax ni maa ko fan woon kañ laa bàyyi Idrissa bés ba mu ñëwee nii parce que moo ko waxoon ay firnde am ci retrouver Abdoulaye Wade serait une double abomination politique et morale mu ni goree di lay doon ci politique goree di lay doon ci jikko bañ koy xam fekk na ñuy liggéey doon cadre di fayeeku binduñu demande d'emploi mosuñoo jàppale ci dara ñu ànd ak moom mu xëy suba teel midi ñàkk kersa midi mu jubali ci Abdoulaye Wade dafa lan ba jaama ko gën a xam ñuy seetaan ñoo ñu ko gën a xam bés ba mu defee loolu laa ne ko li des sama giirub dund du ma ànd ak yow. mais yow détective privé nga wala boog yow da nga FBI nga nekk wala CIA nga nekk. maa ngi jël Sénégalais yi seede information maa ngi yi jël Sénégal ngay wax. ñi may seetaan. yàlla rek a tax may wax. Aïssatou man du ma wax lu ma xamul. parce que damaa gëm juróom-benn yi. àddina dëgg la
dund dëgg la dee dëgg la loolu ñi nekk fii ñi fi toog ñëpp mën nañ ko seede mais dafa am yeneen ñett yu ci tegu bisu penc dëgg la àjjana dëgg la waaye safara tamit dëgg la Idrissa Seck jarul mais wax ji moo ñaaw man dañ maa dénk ay gone dañ leen a war a yar nga am loo fàttee de torox nga dafa nam am ñu doon torox tari la tamit saaru mooy alxuraan juróom-ñaar ñëpp ñu daw topp ko yàlla ay mbiram muy yemul de war di war kan la ñaar la wala juróomi ñaar ànd ak moom tey musu koo xam nga ci musu ñu koo bari natt ba mu Sénégalais yi xam nañ ci ñu bari wala juróom benn damal seeti docteur ñaar la Sarr bu wala Guèye juróom ñaar damal seeti yàlla nii rek la ko Abdou sonal damal seeti nii rek dem la si ko yàlla sonal professeur bi gaañu woon ay mbokkam nga laaj leen kookoy Idrissa léegi kooku mooy taxaw moom ni ñun ñii xamuñu dara Malick Gakou nekk ci ginnaawam naan ay incompétent ay corrompu Malick Gakou moom bëgg ci boole moom non déedéet Malick Gakou moom xamuloo ko dara lu garaaw non non dafa am mag ñuy fo Malick Gakou day fo xam nga mag muy fo xam nga mooy lan c'est que yenn saa yi da ngay reetaan sax xam nga Malick Gakou di commencé campagne am Guédiawaye dem ba seet fu am taawu ndox mu dugg fa sol ay botam di xuus di jéem a wane ni que mbënd moo fa am ba tey moo fa ne ñam doon waxtaanal pour bokk ak ñoom liste muy PDS avant ñu fiy jóge jamono yi ñu toll choléra lañ doon wax ci banlieue bi choléra mooy ndox mu taa ren ba déwén du ma ni lépp dañ na de mais ku waxal yàlla xam ni wàññeeku na Aïssatou ñi ñuy ŋàññi yëpp waxuñu sénégalais yi lan lañ leen di wax waxuñu sénégalais yi lan lañ leen di defal li ñuy wax rek mooy waaw bourse sécurité familiale yi waaw 300 000 personnes amul njëriñ juróomi junni la par kii mais xaalis boobu fan la daan dugg ñii di wax nii yëpp mas nañoo toog ci nguur est-ce que defoon nañ ko boo waxee ñun la wëy dund bi dafa cher kilo ceeb li mu doon jar 2012 lu ko yées lay jar tey te pourtant juróomi at tegu na ci ñun ñëpp ñu xam inflation man bokkuma ci ñi naan réew mi lépp a ngi dox am na ay ndaw yu bëgg a liggéey ñu liggéeyul am na ay sénégalais yu amul ndox bu ñu naan am na ay sénégalais yu amul courant am na ay sénégalais yu bëgg a faju jafe-jafe yooyu am na du ma ni dund gi yokkuwul de wàññi nañ ko mais buñ ko gënee mën a wàññi moo gën loolu mooy dëgg waaye ku waxal yàlla xam ni sénégalais yi dul woon naan ndox ñu ci bari am nañ ndox ku waxal dëgg xam ni sénégalais yi dul woon faju wàññeeku na ku waxal dëgg xam ni bépp sénégalais bu am payoor ba ci yow mii am na lu yokk sa salaire ku waxal dëgg xam ni dund gi donte liñ ci wàññee ñoom ñu koy xeebal téye na ko fi ku waxal dëgg xam ni loyer bi def na ci ay effort ku wax dëgg ca yàlla tax xam ni réew mi ngi ci yoonu bu baax buy dem ñoom loolu lañ ni nañ leen jox majorité ñu dem assemblée ñu arrêté loolu mais lan lañ ñuy def voilà léegi maa mbay ña ma dama lay tontu ba léegi de pare gu ma de may leen ma tuuti rek réew muy dox réew boobu la population yi wala lii la ñuy xeex. Ces populations s'opposent à un lotissement de 25 hectares au profit d'une coopérative d'habitat. Les autorités administratives de Niaguis ont débarqué sur les lieux avec cet engin pour détruire les maisons construites et des champs d'anacarde de plusieurs hectares des habitants de Kantène. Ces populations se disent prêtes à en découdre avec toute personne motivée à occuper les lieux. On ne peut pas accepter ce qui n'est pas acceptable. Les champs nous appartiennent. Les champs nous appartiennent. On a travaillé ici plus de 40 ans. On ne peut pas céder comme ça, donner ça à une autre ethnie. Et puis les autorités, ils n'ont qu'à faire attention de ne pas pouvoir mélanger les ethnies. Parce que Founinekani, vraiment la tension est vive. Il ne faut pas qu'ils mélangent les ethnies. On ne peut pas. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas une autre histoire. Nous proposons qu'on s'assoie, on cause, on négocie. Amadou Diallo, un jeune père de famille, regrette la situation et évoque les efforts faits pour avoir sa maison construite depuis 2019. Fille, lu ma dépensé fii dafa bari parce que su ma foraatee su ma liggéeyee tiin ma dem jaay damay dem kenkaayeri bu wetu sama place ma versé foofu 5 000 10 000 comprends nga ma ñëw jënd ciment ndànka benn sac ñaari sac ma indi ma dem jënd suuf comprends nga ma ñëw manœuvre sa man maa ñëwoon di def manœuvre parce que aw ma xaalis dama nekk di foraat samay mag yi tamit ñu fii ñu ñëpp dañoo nekk di foraat ba ñu am fii ndànka ñu tabax pour ñu nekk asi ñu jabot si jàng ñoom ñu ñëw ñu ne fokk ñu yëngatu fii. L'adjoint au sous-préfet de Niaguis et le président de la commission domaniale de la mairie présents sur les lieux pour diriger les opérations sont escortés par les hommes en bleu. Interpellé sur la question, l'adjoint au sous-préfet refuse toute communication avec la presse. Des discussions sont entamées sur les lieux
les propriétaires terriens convoqués à la sous-préfecture de Niaguis. Au final, le lotissement suspendu pour le moment. Voilà léegi ñun dëkk boobu la ñu nekk dëkk Sénégal bii mooy dëkk bi Mame Mbaye Niang bu dee da ngay wax rek te diggante ak yàlla yaa gën a xam ne que ne Sénégal dara doxu fa ndaxte say biir wax nga ko bu ñu toogee dëkk boo xamante ni mu am or am zircon am phosphate am fer am marbre am pétrole am gaz ñu am lépp am na phréatique bu gortee doo ñuy bàyyi ay libanais yi jóge Liban ñëw di pomper ndox boobu di ko def ci ay bouteilles di ko jaay sénégalais ñooñu di ko jënd di ko naan pendant ce temps là sénégalais lu ñu puub mu dem ci seen foos yi saw ko mu dem seen foos yi sangoo ko mu dem ci seen foos yi moom ngeen di bàyyi Bill Gates ñëw mu ŋànk ko yóbbu ko dem def ci ay produits chimiques delloo ko encore ci biir dans les différents tuyaux yi war a dem ci robinet yi différents robinets yi ñu branché ci kër yi muy dem foofu sénégalais di ko naan hôpital yaa ngi ne lu Mame Mbaye Niang demal nga xool ndax sénégalais yaa ngi faju Mame Mbaye Niang demal nga dugg ci université bi nga xool ndax élèves yi seen dortoir yi am nañ dortoir yi mat pour mun a tëdd demal ci dortoir yi université à partir de 21h ci guddi nga xool demal ci restaurant université yi nga xool ndax élèves Sénégal yi ñu ngi lekk bu normal demal nga xool Mame Mbaye Niang dans les différentes tefes la nga dugg ci dans les différentes marchés nga xool ndax suñu yaay yi suñu frères yi li ñuy dang-dangi nagi demal nga dugg yow Mame Mbaye Niang demal nga dugg ci des différentes gares routières garage yi am biir Sénégal nga xool ndax sénégalais yaa ngi am li ñu bëgg demal nga laaj borom taximaan yi ndax ñi ngi am li ñu bëgg demal nga laaj clando borom clando yi ndax ñi ngi am li ñu bëgg borom jakarta maan yi ngeen di créer noonu temps yi dem leen ngeen laaj leen ndax jakarta mun a dundal ndey ak baay faj gàcce buumu gàcce dem leen ngeen lijjante loolu yéen amu leen jom amu leen éthique amu leen moral yow da ngaa waroon a rus ngay toog weer dee ngay talal ñuy jël plus de 1 million li ci tegu xaw ma combien de millions xaw ma 6 millions ñu leen koy génneel ci sarax ci salaire di leen ko jox fekk yéen seen liggéey amut yow ban cabinet ngay diriger yow ministre de ban cabinet 16 anglaise wala cabinet jonkon bu Turquie yi jonkon pou nga yor yow Mame Mbaye Niang yow lan nga liggéey biir Sénégal yow lan nga tekki biir Sénégal yow koo gën ci juddu yow foo sokkee ko sa baay doonoon fii mu installé je ne sais pas quoi islamia daa fekk ñun ñi suñu maam yi xoolal dama la ne duggal Casamance on a des mosquées qui font plus de 8 siècles ñi ngi foofu toog kon yéen yow sa maam boobu xaw ma sa baay moo mujjee instauré luy l'islam c'est l'islam boobu nga xamante ne que ne bu ñu nee kaay leen ñu woor tey ñu la taxaw ñu ne suba la ñuy woor bu ñu nee kaay leen ñu woor it suba ñu la taxaw ñu ne ñoom ginnaaw suba la ñuy woori wala tey boobu ngeen di ñëw wax boobu mooy umma islamia bu sa baay tax yow sa baay Sénégal li mu rëy yëpp liggéey boobu rek la fa def yéen a ñàkk jom yéen a ñàkk worba yéen a ñàkk bañ a xam yéen a ñàkk am te éthique am moral am dignité yéen seen lépp ngeen jël ngeen bazarde ko ngir lan la xaalis comme aduna may dégg ngay liim nga ne dee dund dee dund ak dee du loolu nga wax ak arjana safara bésu penku ak lan dangaa lim ba mu mat juróom benn man ma tegal la ci benn ma ne la ak alako am na loo xamante ne boo ko nekkee di ko def ci àdduna bi doo dem xoolal doo dee te layoo loo ko fii nga koy njëkk a layoo ak doomi aadama yi nga soog a dem layoo li ci des ci sa diggante ak yàlla li nga liggéey sa diggante ak yàlla ngi foofu mais li nga liggéey tamit sa diggante ak doomi aadama yi fii ngeen koy réglé te yéen ñëpp fii ngeen di ngeen ko layoo ak sénégalais yi parce que ku ci nekk ci yoon daa am lu mu dugalante ak sénégalais yi de A ba Z yéen amu leen ngor toog sa dinaan dañ leen di tontu yéen ku leen bàyyi yow Mame Mbaye Niang ku la bàyyi yow Ousmane Sonko dina la tontu yow Ousmane Sonko dina la nawloo yow borom sàcckat bu mag bi yow Ousmane Sonko dina la nawloo Ousmane ku ko bàyyi mu lay tontu bu ma dëggee Ousmane Sonko tontu la ma mere ko Ousmane Sonko dina la tontu ku mel ni ñun nga xamante ne que ñun du ñu dara biir Sénégal du ñu Papa Ndiaye biir Sénégal ñun ñooy gën a taalal la connexion wax la ko te beneen menace bi tamit dëgg naa ko ngay naan ñuy wax ci yow wala di wax ci leneen wala di menacer wala di am lu ñuy wax Europe la ñu war a mën a nekk yéen a ngi ci biir Sénégal ngeen di wax li leen neex yéen Ousmane Sonko lépp ngeen jël ngeen accaparé wu ko yore seen justice su ma nee justice procureur bi yéen a ko moom juge yi ngeen moom ko magistrat yi yenn magistrat yi topp leen ci assemblée nationale président de l'assemblée topp leen député de la majorité yéen a ko moom directeur yi entreprise boo gis directeur bu fa nekk yéen a ko moom yéen waa APR yi avocat yi ci gën a bëri ci biir Sénégal yéen seen waaw yi la ñuy dox donc yéen ki ngeen di xeexal te di Ousmane Sonko kooku lan ngeen bëgg ku dul yàlla
bu wéeruwul ay mbiram ci yàlla da ngeen bëgg mu wéer ko ci yéen munu koo wéer ci yéen munu koo wéer ci yéen parce que bu ko wéeree ci yéen ah ngeen kii ko comment dire ngeen trahir ko comme da ngeen ko yàgg trahir moo tax mu jël ay mbiram wéer ko ci yàlla subhanahu wa taala mu wéer ko ci loxo ku wóor mu leer ko ne ko kooku du ko musa trahir du adduna du àllaaxira moo tax mu jël ay mbiram wéer ko ci yàlla wéeru ko ci doomi aadama moom ci yàlla moom Ousmane Sonko ay affaire am ci loxo yàlla la ko teg nattu bii ngeen ko bëgg a teg nii toroxal bi ngeen ko bëgg a toroxal nii ngir lan la nguur moom lépp da koo jël xoolal bokk ak sénégalais yi jëbbal lépp teg ko ci loxo yàlla subhanahu wa taala mu dugal ko ci tribunalam bu sell boobu mu attee ko te yàlla dina attee bu soobee yàlla dina attee ci baatin attee ci zahir parce que yéen doo leen ay nitu dara yéen mënu leen xoxotal kenn boo leen toogee ngeen di naan nit ñi dañ leen di menacé dañ leen di saaga nañ leen saaga yéen a njëkk a génn ngeen di saaga sénégalais yéen a njëkk a génn di menacé sénégalais ngeen bëgg di menacé parce que lan la ay ministre de cabinet siège anglaise fu ñuy poupée la wala jonkoon am sa duusu turc fu ngay jonkoonee la bàyyeeku yow loolu lañ la fal nga fuy nga foog ne que ne yow tu as le monopole de bugg a ñëw toog fii dinaa na nga génn fële kenn xamul foo nekkoon dangaa gasoon say pax kaña ba mu xóot nga dem nga surux ci noppi kenn déggu la fenn affaire yi bu muy commencé ba fa affaire yi di tàng kenn gisu la sa silhouette sa kenn gisu ko muy romb sa ngelaw sa kenn gisu ko mu romb ëppul kenn nga bàyyi ba yëf yi ne teg kilifa yi génn ñaan Ousmane ànd ak yar mu dalu yéen ngeen nangu bàyyi lépp ndekete boobu c'est pour reculer pour mieux sauter mais ñun dañ leen nandoon xamoon nañ ndekete bàyyiwu leen da ngeen bàyyoon rek pour mun a gànnaayoo waat pour ñëwaat yéen pendant que yéen a ngi woote di menacer population yi pendant que yéen a ngi woote xeex kaay leen ñu génn ñu dóorante kaay leen ñu génn ñu gaañante kaay leen ñu génn ñu reyante monde baa ngi évoluer Europe jii doomi européens yi ñu ngi noonu di jël seen doom yi di leen former pour ñu mun a dem ci juróomi ñaari asamaan si dem xool lan moo fa xew pendant ce temps là yéen a ngi teg seen taat yi ci ay émission de genre mati 3.com ngeen di dugg foofu di wax si seen i ñàkk fayda ban ministre ngay gis fii ci biir Europe wala ci Afrique kuy dem si genre émission comme genre mati 3.com yi ñiy dem di fa wax yéen amu leen benn fulla amu leen benn fayda le nom ministre c'est trop grand privilège boobu sax defe naa ne que ne yéen yellawu leen ko le nom ministre sax da ngeen ko xoolal est devenu xoolal bagatelle banalisé au Sénégal à cause de quoi des va-nu-pieds comme vous à cause de quoi là les nuls à chier comme vous à cause de quoi là les traînés comme vous là de la nature yéen doo leen dara pour yéen a gën a mën a xas yéen daal war ngeen mën a jàkkaarloo ak sénégalais yi menacé leen xas leen menacé seen leader yéen war ngeen mën a taxaw ngeen défendre Macky Sall défendre idéologie Macky Sall waa Benno Bokk Yaakaar bu APR bu Macky Sall ngeen taxaw occupé des différents plateaux de télé li ñu wax ci Macky ngeen taxaw ngeen défendre ko di menacer xool nit ñi seen biir bët di leen menacer à contrepartie yéen ngeen bëgg nit ñi def profil bas seen ndey yi fan la ñuy gënee ndey daa ñi ànd ak Ousmane Sonko wala ndey Ousmane Sonko yéen loo leen tekki ci biir Sénégal te Ousmane Sonko tekkiwu ko foofu ci biir Sénégal da ngeen bokkut ak moom éthique ak moral yar bi ñu def ci moom ak li ñu def ci moom li sénégalais yi yokk li ko sénégalais yi apporté tamit mu yokk ko ci moom ci li mu yor moo ko mayul pour muy toog di naan day perte temps ci des imbéciles comme vous des imbéciles de bas étage comme vous des agrippeurs là sur des grilles de palais présidentiel le lendemain ils sont nommés des ministres de cabinet des sièges anglaises pour caca ou bien des ministres avec des cabinets de turcs là ñoom ñoo toog sur des plateaux de télé pour défendre l'indéfendable pour se jeter dans la gueule du loup parce que vous provoquez les gens on va vous montrer que yow Mame Mbaye Niang quels sont les jeunes bi nga mën a réunir autour de toi yow jeunes yi nga war a réunir autour de toi yaa leen gën a xiif yaa leen gën a soxla xaalis yow li nga sàcc rek denc ko genn wàll bi ñemewuloo koo génnee ne danañ koy investir ci benn jeune génneel benn jeune boo xamante ne que yow yaa ko employé war ñu yan jeune ci biir Sénégal yow ñi nga jox xëy ak gontu yaa ak Idrissa Seck Idrissa Seck na toog mu xaar ma ba ma pare ak Mame Mbaye Niang ma ñëw ci Idrissa Seck Mame Mbaye Niang génnal nga woon ñu ban entreprise yow mi nga créé ci biir Sénégal nga jël jeune Sénégal yooyu nga bëgg noonu ñi ngeen naan noonu que ne bu Ousmane Sonko génnee ak ay nitam nga génnee say nit bu boobaa moom ak yow yeree jàkkaarloo yow foo toj foo jaar ban jaloore nga def benn photo daal moom la sénégalais yi yor mooy bi nga demee nga yéeg ci kaw grille palais présidentiel boobu nga mel ni golo nga mel ni oto bi ñu takkal lokke ci beneen oto pour nar koo remorqué yóbbu boobu day gis nañ ko bu weesoo loolu kenn xamul li nga liggéey
kenn xamul li nga liggéey biir Sénégal man ministre de cabinet boobu liñ la nommé sax laa xamul ban cabinet la na cabinet 16 anglaise wala cabinet jonkoon bu turki bi ndax moom lañ la wala cabinet suñu ancien cabinet yooyu nga xamante ne koy gas nga barricade ko ak ay bant planche nga toog nga def sa wàccee say neefere ba nga sa xol sedd nga laabu nga jóg nga dem sa yoon yow cabinet boobu yow rek nga war a mën a occupé cabinet boobu rek nga mën a occupé yow fu ne yaa ngi foofu fii nga génn nga ne Idrissa Seck ñetti fonction la am ministre des affaires xaw ma premier ministre ak naka ak xaw ma lan assemblée nationale wax ne dëgg nañ ko fii nga ne ñetti fonction boobu mu juddoo ba tey te loolu tamit fen loo dëgg nga fa wax Idrissa Seck sàcc na Sénégal xaalis sénégalais mu teg ko benn taatu garab pour dagg ko nee na 500000 par taatu garab la investir ci loolu yëpp ñun xam nañ ko li ñuy wax noonu yëpp ci Idi ñoo la ko gën a xam parce que Idi juddoom moo ko njëkk a trahir xam nga ku sa yaay di dem ba ñu dem ñu tuddee sa yaay jam su braawoon lang xool sabar bu am mu dem mu tas sabar bi xale yi guddi yooyu fan yi semaine boobu ba prochaine sabar bu war a ñëw yaay Idi rek la ñuy waxtaanee biir Thiès xam nga kooku genre doom yi rek la war a mën a jur bu mel ni Idi ku mel ni Idi la mën a jur yéen a àndam parce que yow tu fais partie de cette formation là tu viens de l'école de Idrissa Seck de Rewmi yow nii rek ngeen mën a ne Idrissa Seck a conçu quoi a pas créé des télécentres la Idrissa Seck créé bi mu juddoo ci ndeyam ba tey télécentre cybercafé nii ñu dugg construire benn buy de merde dugal ci quelques ordinateurs ne gars yi ko ñoo nga connecté 10 minutes wala 30 minutes nga fay 300 francs wala 500 francs loolu de créé na ko biir Sénégal en dehors de loolu lan la Idrissa Seck mu sa créé à part sàcca li mu créé mooy le cercle de sàcca fenkat yi soskat yi njuujkat yi les pervers ay nit yoo xamante ne ànduñu ak benn dignité ànduñu ak benn éthique ànduñu ak benn morale ñoo koy topp parce que ce que vous montrez là sur les réseaux sociaux là et dans vos différents discours là yi ngeen di wone reflète de la compétence de votre propre leader qui est Idrissa Seck donc yéen vous êtes mal placé pour pointer du doigt Ousmane Sonko génn leen ngeen ne Ousmane Sonko lii la def Mame Mbaye Niang fen dee ànd ak harmonie yow sa fen dafa àndut ak harmonie yow sa fen dafa tellement parpillé dans tous les sens que on a du mal à le rassembler yow sa fen yi ñoo tasaaru daa mel ni boo jëndee sa dugub nga ñëw ba ci biir salon wala terrasse bu ñu karole mbuus bi daal rëcc sa loxo mu daanu mu tasaaru xam nga pour nga ànd loolu yëpp wala nga jënd sa ceeb nga ñëw ba fu suuf bi nekk rek sa mbuus bi toj ceeb bi tuuru xam nga pour nga ànd loolu yëpp nga récupérer le nombre de kilos yi nga jëndoon ab balaa mbuus bi di toj c'est tout à fait un problème doo amati même nombre bi qu'au départ yow looloo la dal yow li ngay duul moo bëri Mame Mbaye Niang te booy fen dooy nooyi sa jëmeñ ju tooy sa jëmeñ ju bëri bookeeraa bi dama la ne dangaa am bookeeraa yow dangaa animé ngelaw riba moo la dugg sol la ba nga fees nga foog ne dangaa am yaram riba bi moo la néewi loo nga ñëw toog nga ne yow da ngay ñëw wax ci Ousmane Sonko ngay menacé Ousmane Sonko nga koy woo sur le terrain de guerre Ousmane Sonko ne la kaay leen ñu liggéey jeunesse yi lii ak lii boo leen ko defee ci jeunesse yi ñu gis seen bopp ci wàllu formation ci différents métiers yi corps de métiers yi ñu bëgg a def intégré di am diplôme boo leen ku ci nekk ngeen jéem a xool noo leen di def ngeen créer des différentes entreprises fekk doo leen ko def ay entreprises nit ku bandum wala ay entreprises yaama neex ndey dikkee ngeen intégrer ces jeunes là déggu leen loolu créer leen des dortoirs pour ces jeunes là créer leen loo xamante ne que ni jeunes Sénégal yi duñu dem à la doo leen pousser jeunesse bi à la suicide ñuy dem di dee ci ay géej wala ñu leen di téye dans les différentes frontières du monde là ñu leen di réduire à l'esclavage ngeen ne loolu doo leen ko dégg doo leen ko gis ngeen nañ jënd ay TER boo xamante ne mi ngi ne di jël poussière créer des rails déplacer des familles disperser des familles rajaxe ay kër Macky Sall bi mu ñëwee ba léegi daa dugg ci famille rajaxe famille yi rajaxe ay dëkkuwaay jaxase ay famille am na ay kër yoo xamante ne ñu toj pour TER yi ñu jox leen ci tuuti xaalis ci biir kër yooyu waa ñu dëkk ci kër yooyu depuis des juróom-ñaari génération tey am nañu difficulté pour séddale xaalis boobu wala ñu amaat beneen dëkkuwaay bu méngoo ñoom dëkkuwaay bi ñu amoon balaa TER bi di ñëw loolu doo leen ci wax yéen ban emploi ngeen fa créé vous avez créé quoi où sont tous ces milliards yi ngeen di citer depuis des années et des années ça fait 9 ans que vous citez que des emplois vous citez des milliards partout ma ñëw ci beneen vaar may leen ma ñëw Macky Sall fu mu dem mu ne nangam million fu mu dem mu ne nangam milliard fu nee la bàyyi ay milliards
Macky fu mu taxaw jóge fa milliards yaa ngi foofu te ba tey waa dëkk yooyu ji suñu milliards dëgguñu ko ñuy toog di xaar te seen projet yi ba tey ñu ngi foofu stagné ñuy xaar milliards yooyu mu toog ba à 3 ans fin de son mandat mu ne xaaral ma ñëwaat encore di lancer waat encore des nu mu tuddati kii nu mu tuddati emploi boo xamante ni que ne c'est pour aller conduire des Jakarta di jënd ay machine à coudre di dawal ay saretu mbaam loolu ay emploi bu mu créer Sénégalais yi loolu la vision foofu la yem yan seen vision daal ay saretu mbaam la Jakarta ay machine à coudre yéen a yées yéen a bon yéen a xamul seen bopp yéen a amul xalaat yéen a amul xol yéen a amul vision yéen mun leen gis plus loin que votre nombre mun leen gis plus loin que vos gros orteils là bi ngeen yore doomi riba yi ngeen doon man duma leen may dara léegi boo leen foo leen jaar léegi moo xam plateau de télé la moo xam dans les différentes pages de live yi may gis ngeen gën ngeen wax man maay man maay xool si j'ai le temps j'ai le moment là moom mun naa ci génn ma reposter dinaa ko def may leen ma ñëw dafa am benn vidéo bu may wax may leen ma tuuti rek déglu leen initiative bi laay wax nag ni dañ koy régler mais kañ lañ koy régler boo xoolee 2012 ba 2021 bi mu fi toog ak léegi mi ngi doog a mel ni ku jàkkaarloog jeunes yi ne léegi li ngeen di dund ñor na ma ginnaaw ay manifestation yi fi am ñu fàttali rek li nga xam ne moo amoon mu di conseil des ministres décentralisé ñu digge woon fa lu tolloog 2500 milliards de francs CFA ca mujjantal ga ñu nañu 69% lañ def ci wàllum exécution waaye itam 143 milliards lay tollool ci loo xam ne ay projet la projet yi nag mën nañ cee lim Saint-Louis ñi ngi leen diggoon lu tolloog 6 milliards 700 millions de francs CFA moom lañ diggoon diwaanu Ndar loolu mi ngi amoon ni ki 6 ak 7 juin 2012 46 projets ba léegi gisaguñu ko waa Kaolack 255 milliards Matam 127 milliards Louga 250 milliards Tambacounda 201 milliards Thiès 447 milliards de francs CFA Ziguinchor ñu diggoon leen 360 milliards Kolda 204 loolu nekkoon loo xam ne moom lañ digge woon ci 10 régions yi jotoon dem mais ba léegi càmbaraguñ ko waxaguñu région yi bu ci nekk lan moo fa manqué kon moom mi nga xam ne dèjà demoon na ci région yooyu noonu conseil des ministres décentralisé jaratul woon muy woowaat région bu ci nekk naan laa kaay lan moo fa manqué xam na ne ma nga fa ba léegi li nga xam ne moo ci desaat mooy comme li Georges wax sànq wër na réewum Sénégal dëkk yu ci baree bari dem na fa xam na lan moo leen di metti pourquoi mu toogaat ba mandaam bi di waaj a jeex ñii di laam-laamee naan dina wut ak du wuti muy taxawaat naan day charmer les jeunes yaakaar naa man pour man ba wàllum politique la mooy lam doon wax naan dégg naa leen yëpp mooy naa fexe ba jëm leen a calmer ndaw ñi mais buy calmer ndaw ñi dafa am fu mu koy jaare njàng meeg njàngale mi faw nga suqali ko balaa nga ñuy wax ay emploi mais voilà ma recommencé waat ko pour ngeen dëggaat ko kii mooy Macky Mame Mbaye Niang ki nga àndal loolu di Macky Sall kii lii la fi liggéey fu mu jaar milliards rek lay tudd ñu dégluwaat initiative bi laay wax nag ni dañ koy régler mais kañ lañ koy régler boo xoolee 2012 ba 2021 bi mu fi toog ak léegi mi ngi doog a mel ni ku jàkkaarloog jeunes yi ne léegi li ngeen di dund ñor na ma ginnaaw ay manifestation yi fi am ñu fàttali rek li nga xam ne moo amoon mu di conseil des ministres décentralisé ñu digge woon fa lu tolloog 2500 milliards de francs CFA ca mujjantal ga ñu nañu 69% lañ def ci wàllum exécution waaye itam 143 milliards lay tollool ci loo xam ne ay projet la projet yi nag mën nañ cee lim Saint-Louis ñi ngi leen diggoon lu tolloog 306 milliards 700 millions de francs CFA moom lañ diggoon diwaanu Ndar loolu mi ngi amoon ni ki 6 ak 7 juin 2012 46 projets ba léegi gisaguñu ko waa Kaolack 255 milliards Matam 127 milliards Louga 250 milliards Tambacounda 201 milliards Thiès 447 milliards de francs CFA Ziguinchor ñu diggoon leen 360 milliards Kolda 204 loolu nekkoon loo xam ne moom lañ digge woon ci 10 régions yi jotoon dem mais ba léegi càmbaraguñ ko waxaguñu région yi bu ci nekk lan moo fa manqué kon moom mi nga xam ne dèjà demoon na ci région yooyu noonu conseil des ministres décentralisé jaratul woon muy woowaat région bu ci nekk naan laa kaay lan moo fa manqué xam na ne ma nga fa ba léegi li nga xam ne moo ci desaat mooy comme li Georges wax sànq wër na réewum Sénégal dëkk yu ci baree bari dem na fa xam na lan moo leen di metti pourquoi mu toogaat ba mandaam bi di waaj a jeex ñii di laam-laamee naan dina wut ak du wuti muy taxawaat naan day charmer les jeunes yaakaar naa man pour man ba wàllum politique la mooy lam doon wax naan dégg naa leen yëpp mooy naa fexe ba jëm leen a calmer ndaw ñi mais buy calmer ndaw ñi dafa am fu mu koy jaare njàng meeg njàngale mi faw nga suqali ko balaa nga ñuy wax ay emploi mais voilà Mame Mbaye Niang ki nga àndal noonu di le président Macky Sall lii mooy liggéeyam fu mu jaar mu ne leen milliards yaa ngi maa ngi ak milliards bu ma ñëw naa pour ñoo xam li loo leen bëgg
bu leen boo leen comme xam naa li ngeen bëgg léegi maa ngi dem su ma demee milliards yaa ngi sama ginnaaw ñoo may ñoo remplacer dëkk bu mu dem nag depuis 9 ans fu mu jaar yëpp ay milliards rek la fa bàyyi ay promesse milliards dëkk yooyu ba tey fi ñu toog nii 9 ans ñi ngi toog di xaar yi suñu milliards yi ci tur rek lañ koy dëgg ñi ngi toog di xaar milliards yi gisuñu ko te projet yi tey la waalo gën a aay région boo dem ci 14 régions yi ñi ngi jooy région boo dem mu doon jàmbat affaire de tànk léegi métit bi yéeg na ba ci bopp bi région 14 régions Sénégal yi yëpp nag laa leen wax xam nga su ma nee région département yi ak village yi ñoom i seen si lañu bokk région bu ci nekk ak li ko wër yëpp boo demoon ci région bi nga fekk région bi tànk région bi di métti tey région boo dem métti boobu yéeg na léegi ba ci bopp bi région yi yëpp am problème bopp dafa commencé woon ci problème tànk léegi yéeg na ba seen bopp yi te ba léegi emploi yi demul fenn problème yi demuñu fenn ñun Casamance ngi ne le suñu tefes yi jël nañ ko jox ko chinois yi mais loolu wa jeunesse Casamance yi ñoo bàyyi loolu mu jàlla chinois yi boo leen bëggee déloger chinois yi yéen yor ngeen li ngeen defoon ci manifestation yi jàll nii mun ngeen def lu raw loolu yéen ci tefes yooyu jeunesse yi Kafountine jeunesse yi dëkk Kafountine ah Janna Albada Diouloulung jëlee ko noonu ñëw ba Bignona boo leen joxante rendez-vous Kafountine mun ngeen déloger ces chinois là ak seen chalutiers yi ñu dem ca xaj di delluwaat ca xaj ki leen signé seen licence de pêche mu dem utul leen beneen géej fu ñuy dem di signé suñu mool yi nekk côté Kafountine ñi ngi ne le tant que chinois yi demuñu ba dikk ñoom amuñu droit dem géej ñoom dañ leen di limité chinois yi ñoom chaque jour seen chalutiers yi di dem bu ñu jëlee lu ñu bëgg ci biir ndawal yi ba pare li ñu bëggut ñu dem ak seen bateau yi ba ci digg géej bi sànniwaat ko foofu mu affaire boobu di ñëw di law di ñëw ba ci boori plage yi di nëb foofu goéland yi di wàcc partout di def ay bruit dul jeex te yéen jeunes yi yéen a ngi foofu ngeen gis loolu chaque jour ngeen gis loolu te yéen même jeunes yi bu kii ñëwee bu salike bateau chinois yooyu jógee géej ñëw yéenay dem taxaw foofu di baara ñi nii di jouer les buujumaan di yen ci pañe jën yooyu di ko yóbbu di ko dem teg ci seen salle de conditionnement yi ñu teg en place pour mun a conditionner jën yooyu yóbbu ko ñoom fu ñu bëgg ci adduna bi ngeen xam loolu ngeen di dem foofu di ngeen préféré au lieu que ngeen takk seen tubéy génn jàmbaar la ak chinois yi war la ni que ne fii ñun ñoo ko moom depuis suñu maamaati maam yi ñu ngi doon liggéey fii tii nii lañ koy defee te ñun dañ doon respecté jën yi nga xamante ne que ne matuñu ñun kenn duñu bàyyi kenn mu koy yàq ma ñëw ci vidéo jën yi tamit maa ngi la may lan ma comme ci vaar lañ nekk ma mbay ñaan da ngaa rëy lam bi ñu rek sa jamono ju tooy boobu yow la ñuy jël léegi ñu embauché la may ma demaat encore dem utiwaat encore maa ngi ci salitier yi laay dem ci jën yi may leen ma ñëw ma génnaat nii ma ñëwaat may leen ma tuuti rek s'il vous plaît ay nit yoo xamante ni man damaa xamut na ñoom dañuy am ay coup de brique lañ leen di dóor ci bopp ñu dugg dans le coma artificiel ñuy génn di waxtu wala dañuy tëdd ba gaajagul ñuy tiit ci nelaw di génn di mbébé mel ni ay mbada ñi dugal ay mat may leen ma dem uti vidéo suñu nappkat voilà vidéo yaa ngi nii. gis ngeen ñoo ngi si biir bato bi nii waaw bato yi la ñu fekk fii suñu président nee na jaayum géej bi ñoo ngi tëmboon tey surveillance mais gis nga licence yaa ngi nii te président nee na signéwul benn licence te gis nga actuel ma xool kii te gis nga licence bato bi mu ngi nii Sénégal fii lañ ko signé wuñ ko feneen léegi nag dañoo bëgg ngeen wax citoyen yi dégg wax ak doomu réew mi xam nga parce que lii nii tegewul fenn yàq bi métti na gis ngeen ñoo ngi si biir bato bi nii waaw bato yi la ñu fekk boobu vidéo gis ngeen ko ñun suñu président la ñuy waxal fan la moolu Sénégal jëm parce que jël nañu géej bi jaay ko an Chinois ba mu jeex takk bu ñu ñëwee léegi ñu ne jaay ñu géej léegi xool leen lii jën yi war a màgg yëpp dañuy tànn liñ ci soxla li des ñu sànni si ndox mi jën yi waroon màgg ëllëg mool yi nappagas jëriñoo ko si réew mi ñun fan lañ jëm xool leen lii ba xam jaadu na xoolal ma lii est-ce que lii yoon la xoolal ma jën yu ndaw yëpp ñun suñu président la ñuy waxal fan la moolu Sénégal jëm parce que jël nañu géej bi jaay ko an Chinois ba mu jeex takk bu ñu ñëwee léegi ñu ne jaay ñu géej léegi xool leen lii jën yi war a màgg yëpp dañuy tànn liñ ci soxla li des ñu sànni si ndox mi jën yi waroon màgg ëllëg mool yi nappagas jëriñoo ko si réew mi ñun fan lañ jëm xool leen lii ba xam jaadu na xoolal ma lii est-ce que lii yoon la xoolal ma jën yu ndaw yëpp ñun
suñu président la ñuy waxal ñun suñu président la ñuy waxal fan la. président amu leen président doo leen wax ak président wax leen ak chinois yi te ni ngeen war a wax ak chinois yi yéen xam ngeen ko yéen a ma ko gën a xam fi ngeen war a jaar ak chinois yi pour ñu respecter yéen li ngeen bëgg yéen xam ngeen ko te am ngeen moyen bi am ngeen taxawaay bi am ngeen doole bi Dakar loo leen ak chinois yi bu leen président dégluwul gan bi ñoo mu déglu leen te loolu ku ci nekk sa gox bi nga nekk fi ngay amee sa teranga ñi bàyyi ñi privilégié benn gan bu jógee xaw ma Tumbuktu xaw ma fan ci monde bi ñi daal di privilégié kooku pour kooku ñoo dox sa kaw di la liggéeyloo non seulement da lay jël mu dugal la ci biiru kii boobu di la jaamuloo di yàq yow li nga xamante ne que ne bu ëllëgee yow foofu nga war a mën a amee say dépense si nga war a mën a téye pour mën a ciy jàppale nday bàyyi fajee ci ay buumu gàcce ngeen toog fii di ko jooy ci ay caméra ñun soxlootuñu leen dëgg ci ay caméra génn leen ngeen saafara lii te ni ngeen koy saafara yéen xam ngeen ko li ngeen koy saafara yéen xam ngeen ko parce que kenn gënul dëgër fit ba mu raw mooli parce que kuy dem géej fit ngay àndal il faut nga doon góor dëggantaan pour nga mën a affronter géej du n'importe quel góor mooy dem géej du n'importe qui mooy dugg géej doo leen am doole boobu ngeen am xam-xam boobu yàlla may leen boobu kattan may leen boobu xam-xam may leen boobu pexe ngeen di dem géej di dem di ñëw ay chinois jóge fële plus de je ne sais pas combien de mille de kilomètres ñu ñëw fekk si leen seen biir dëkk am benn bout de papier bu ndaw benn kayit bu ndaw ak ñoom millions yi ñu dugal si biir keesu état ñi ñëw di day si seen bopp bi di day suñu biir géej di yàq suñu patrimoine ngeen di jooy bàyyi leen seen jooy bi jooy laa bëgg ngeen arrêté sama frère yi bàyyi leen seen jooy bi te ngeen wane seen jàpp seen kii bàyyi leen jooy bi fajul lii li ko war a faj xam ngeen ko ma ñëw dafa am lu may seet waa déglu leen tamit fii la li muy wax dara du ci dëgg yi muy wax gëmu ci dara idi ne ko moom sàcc na suma xaalis man autorisation importation oto yi moo ma ko doon jël ci man fanweeri junni bu ma ñëwee moo ko doon def il était ministre mën nañu def enquête li may wax na ma porté plainte Idi est un voleur Idi fenkat la naafeq la li muy wax dara du ci dëgg yi muy wax gëmu ci dara Idi ne ko moom sàcc na suma xaalis man autorisation importation oto yi moo ma ko doon jël ci man fanweeri junni bu ma ñëwee moo ko doon def il était ministre mën nañu def enquête li may wax na ma porté plainte Idi est un voleur Idi fenkat la naafeq la li muy wax dara du ci dëgg yi muy wax gëmu ci dara Idi ne ko moom sàcc na suma xaalis man autorisation importation oto yi moo ma ko doon jël ci man fanweeri junni bu ma ñëwee moo ko doon def il était ministre mën nañu def enquête li may wax na ma porté plainte Idi est un voleur Idi fenkat la man bëgguma laa déglu sax man nag may énervé loo sa kanam rek mënuma koo supporter mënatuma supporter sa kanam mënatuma supporter sa kanam Mame Mbaye Niang dama la bëgg a xamal que ni yow boo demee nga dugg ci live fu Matip 3 Pommes ngay am looy wax nga ne nitu Ousmane Sonko yi ànd ak Ousmane Sonko ay saagakat lañu c'est des nit yoo xamante ne amuñu benn éducation amuñu lii ànd ak ñoom Mati petit 3 petits points ak caga corona gay fële ak ay Samba Mbayaani ànd ak Idrissa Seck yéen ay nit yi tekkiwul dara seen coalition ay nit yi tekkiwul dara nga ne ñun Sonko yi gisagoo benn meeting ay nitu Sonko fu ñu réunir ñiy saagante ndey saagante mel nii lii waa saagante ndey pour la dama ñibbi baaxul déglu leen man la ñu déglu fii c'est moi ko waa APR yi la on t'a assez entendu, on t'a assez écouté, on t'a assez filmé. Voilà. Mame Mbaye Niang lii rek ngeen nekkee ci biir Sénégal amoon na Pikine temps yële ci ginnaaw ministre yi fa demoon mooy ministre de la nature xaw ma ministre de l'environnement ah sàcc suñu di jàpp suñu mala yi di leen rey di ko defee dibi mu dem créer woote xawaare ay 16 lañ daan dóorante waa APR encore
ngeen demaat je ne sais pas ci ban terrain encore ngeen fay dóorante bii encore responsable APR yi les enseignants là ñoo dajalew nii di saagante ay ndey yoo leen boo leen nee waa Ousmane Sonko yi ñooy saaga génnee leen benn vidéo foo xamante ni waa APR yi waa Ousmane Sonko yi waa Pastef fu ñu dajaloo rek di saagante wala di xasante wala di dóorante wala fu ñuy xuloo ñoo ma la sa saaga de fu ñuy xuloo ñoom génnee leen benn vidéo ngeen postel ko Sénégalais yi fu waa Sonko yi responsable Sonko yi ak yi bokk ci Pastef ñu ànd ak Ousmane Sonko ngeen xool les différentes cellules là dans les différentes régions ci 14 régions yi da di ngeen am benn vidéo bu waa APR wala bu Ousmane Sonko fu ñu taxaw di dóorante ay 16 di saagante ay ndey Sénégalais yi di ko ci en plein mois de Ramadan doo leen ko gis si ngeen di xam ne que ne yéen seen parti bi parti bu alak la parti bu bon la parti bu amul éthique amul moral parti ay nit concentration des personnes sans dignité ñoo fa dajale ñoo créé seen association créé seen benn bokk baakaar ñuy dox fo yéen saagara ngeen mën a def saagara ngeen mën a def vous êtes de nature vulgaire loolu ngeen di wone xool leen rek ni ngeen di wax ki leen di défendre ñi leen di défendre yëpp lan la ñuy def saaga rek yéen a xam lu vulgaire moo tax ngeen xool lépp ci biir monde bi amu leen ci dara loo xamante ne que war ngeen koo mën a jël nga teg ko ci deru Ousmane Sonko viol rek ngeen ko mën a tuumaal parce que yéen a xam lu xasaw yéen a xam nan la ñuy violé yéen a xam nan la ñuy jàppee nit violé ko yéen a xam nan la ñuy defee yu bon yooyu ngeen di wax Ousmane Sonko dee na loolu la def Adji Sarr yéen ak avocat boobu avocat di diable de merde maa mun a yuutu duul El Hadji Diouf ngeen jël ko boole ko ak Adji Sarr mu ne ko waxal lii waxal leen parce que kooku c'est un pervers man El Hadji Diouf topp na ma depuis Ziguinchor te xamuma ci Adani F ma nar a jël même jour laa war a jël avion ci guddi bi bu ñibbisi billaa wallaay tallaa li may wax nii génnee naa fi ay photo won leen ko en direct ma génnee fii numéro téléphone won leen ko ancien numéro bu mu yor noonu ma won leen ko ci jamono boobu topp na ma te xamul man may kan gis ma rek barde dem dagg viem si saa si topp ma ci biir avion bi ak xasawaayam ak sëccawaayam bi ba biir Dakar ba aéroport Dakar te pourtant jamono boobu bi mu wàccee aéroport mi ngi fekkoon dafa amoon lu ko indiwoon Ziguinchor ma mënoon faa toog mais daf maa gis rek topp ma ñu wàcce aéroport muy commencé di wax ay waxu kajam yooyu ñun ñu dugg suñu oto dem suñu yoon xam naa ne jour boobu maître El Hadji Diouf dina dem këram ne la ni que ne non dafa amoon lu mu fàtte woon lu ma ñëwoon jël si encore mu nar a delluwaat encore le lendemain genre yooyu yéenay genre yooyu yéen a xam lu bon yéenay def lu bon yéenay dox lu bon yéenay toog di def lu bon bi ngeen toogee depuis 9 ans ba léegi ci lu bon rek ngeen di toog ci lu bon rek ngeen di dox ci lu bon rek ngeen di concerté wu amul leen daray rendement pour sénégalais du jeunesse bu gis seen bopp ci seen li ngeen di doxal ci dëkk bi du deuxième âge yi gis seen bopp ci seen li ngeen di doxal ci biir dëkk bi ngeen toogee ba léegi du troisième âge yoo xamante ne gis nañ seen bopp ci li ngeen di doxal ci bi ngeen toogee ci dëkk bi ba léegi yéen man fa genre gouvernement ngeen ana foo leen toj li ngeen toj kay gis nañ ko mooy rajaxe ay dëkkuwaay doomi sénégalais yi Macky Sall bi mu toogee ba léegi ñaata doomi sénégalais lañ fekk seen biir kër ñi génnee leen seen biir kër xawi seen sutura sànni leen ci kaw mbedd teg leen ñaata doomi sénégalais yoo xamante ne que ne moo xam policier la moo xam gendarme la moo xam citoyen ordinaire la ku ñu fekk ci biir këram ñi génnee ko sànni ko ci tali bi yéen bàyyi leen sax les anciens combattants bàyyi leen vétérans là les blessés de guerre bàyyi leen les citoyens de jaaykatu këriñ yi ak matt yi da ngeen di sàcc ba di sàcc benn nit ñu jox ko attribué ko des hectares et des hectares de terrain yéen ci seen nguur la am Sénégal amatul terrain foo tourné ñu ne bu doon les terrain député terrain ministre la wala mu doon terrain directeur entre yéen rek wala des cousines ay tante ay nijaay ay goro yéen a ko paacoo gouvernement Macky Sall la y a plus de 27 personnes yoo xamante ne que ni jabaram mbokkam la ay mbokk jabaram ñoo nekk foofu mu jox leen des postes clés postes yoo xamante ne que ne poste bu ci nekk y a des budgets des milliards yi ñu fay voté te budget yooyu ba léegi sénégalais mënuñu ciy gis seen bopp ci gox yi ñu nekk noonu amu ci benn ñaar dërëm buñ ci dugal robinet public bu paan sax pour ñu dem jënd benn bopp robinet changé ko sax duñ ko ci dugal yeneen ñoo toog fii dinaa nag vous êtes des donneurs de leçons yéen Ousmane Sonko nga xamante ne que ne impôt et domaine la doon def jàng ba ne xar am ay diplôme am di doon liggéey pendant 15 ans commencé di commencé di xawi seen sutura ne leen doy na li ngeen di def man mënu ma ciy ànd parce que complicité la te moom dafa bëgg a wéet ak boromam bëggul lay ak benn sénégalais ci seen doxalin yooyu ngeen jaay ko doole dàq ko parce que lan la Macky Sall moo toog te pourtant Macky Sall joxu ko diplôme am bi Ousmane di intégré impôt et domaine boobu fekk na Macky Sall xalaatuloon sa doon président ci doon sa
dara ci biir Sénégal ba muy naan day doon président mais jaay ngeen ko boobu réparation defu leen ko yabu leen ci loolu écarté ngeen Karim Wade ngeen écarté Khalifa Babacar Sall ngeen léegi Ousmane Sonko moo des bàyyi ñi créé li ñuy créé ñi ñoo ñu toog Macky Sall dama laa bëgg a xamal que ni fii du Congo fii du Tchad fii du Mali fii Sénégal du kii nu mu tuddati du Côte d'Ivoire fii du sa dëkk xarit yooyu du Guinée Bissau du Guinée Conakry fii Sénégal la te sénégalais yi bokkuñu ak yooyu xeet yooyu ngay dem noonu ñi ngay lëkkaloo noonu ñooñu yëpp su la neexee del xoolal del dem di ñëw jëndal le nombre de armes bu la neex recruter le nombre de nervis yi nga solal leen ay tenue gendarme ak ay policiers roof leen ci dans les différents corps militaires yi nga am ci biir Sénégal du tax yow nga rëccu li ngeen yëngaloon ba tax na sénégalais wuyu leen pendant 3 jours boo leen ko yëngalaat sénégalais dinañ génn dinañ leen wuyu bu boobaa yow Mame Mbaye Niang dinañ xool ne di nga génnaat yow nga xamante ni que ne xale yi biñ doon yëngal yow da ngaa dem gasab ka paxu kaña ba mu xóot nga dugg ci dugal yëpp sa mbokk yëpp nga dugal leen foofu nga bettone nga toog ngay xaar ba yëf yi sedd nga génn nga mel ni ku biiram di daw foo toog yaa ngi day foo toog yaa ngi yuut nga mel ni xale buy feeñal nii nga bëgg a rey nit ñi bëgg a fontoo nit ñi bëgg a ñëw toog fii dinaa da ngay intimider nit ñi yow koo fu mën boo amee makaama boobu ne nga ministre de cabinet de siège anglaise la wala cabinet de nu mu tudd toilette turki yooyu nga yor parce que yow sa cabinet puupukaay rek la yow amoon loo sénégalais ban na njëriñ lu dul sàcc fen njuuj njaaj di kii avec ta complice là di Maïmouna Ndour Faye kookoy sa complice Maïmouna Ndour Faye loo sëkk ak Maïmouna Ndour Faye ba yëkkati lu toll plus de 50 et quelques millions teg ko ci loxom la liggéeyal ci biir Prodac loo leen sëkk ana suñu 29 milliards yi biir Prodac plus les millions que t'as attribué à cette Maïmouna Ndour Faye moom mooy kan des chroniqueuses des reporteuses ñi ñuy jël teg leen Sénégal daal ngay jël benn yoon micro rek ñu teg la ci plateau de télé le lendemain daal dinañ la jox titre de journalisme des journalistes yoo xamante ne que ils vont jamais sur le terrain fu combat di am kenn du leen gis pendant que le monde évolue le monde essaye de se hisser au sommet bu ñuy tudd tur dëkk yi di naan dëkk bii doomi dëkk bii moo def lii moo def laa Sénégal kenn du leen dëgg ci dara kenn du leen def ci dara yéen kenn du leen dëgg ci dara doo leen créer yan bouton fermeture éclair sax bu ñuy def bu ñuy def ci yére Sénégal sax amu leen usine bu koy fabriquer bouton bu gën a tuuti buy dem ci yére Sénégal mënu leen koo fabriquer allumettes sax bi nga xamante ni que ne on a des pieds de allumettes là partout dans nos forêts au Sénégal vous n'êtes pas capable sax di créer benn usine buy defar allumettes yéen loo leen téye sa lal bi ngeen di tëdd bois yi ngeen di tëdd sax iñaane ngeen sa dem dugg Casamance xool dans les normes xool les bois centenaires ay bois yoo xamante ne moom la ñu war a kii gars yi former nit ñi nan la yan bois yi la ñu war a préserver yan la ñu war a tëkk yi mais da ngeen préféré jël bois yooyu bàyyi kii chinois yi ñëw dugg suñu biir àll nuñ ko defee ak suñu géej bi noonu lañ nekkee di def ak suñu àll bi géej bi li ma wax noonu dama si ñëwaat encore balaa may ñëw ci bant yi ma tontu la tamit Mame Mbaye Niang ci côté boobu yan mool yooyu di jooy ci bateau yi ñu jël leen dugal leen ci dans les différents bateaux de chinois là ngeen di fekkee ngeen doon complice chinois yooyu ni ñuy racler bateau yi yëpp fond marin sénégalais yi di jël lu leen ci intéressé lu leen intéressé wul ñu sandiwaat ko ngeen ciy teg seen bët comme yéen dem ngeen ba ngeen gis ko bàyyi leen jooy bi ñun bëggatuñu leen dëgg seen jooy yi daa bëri parce que c'est pas n'importe qui mooy dem jéej il faut nga doon góor bu mat ministre de la pêche ministre de pêche ñemewul dem jéej mënul ànd ak yéen ñaari fan dem jéej amul boobu fit góoram bi des na pour mu topp leen le président de la république moom mii Macky Sall ñemewu leen topp jéej yan mool yooyu kon am na li leen yàlla may lu mu maytu moom Macky Sall mii di joxe accord de pêche yooyu licence de pêche yooyu moom ak ministre de pêche am li si des yéen a ko war a mën a fajal seen bopp te li ngeen ko war a fajee yéen xam ngeen ko lii yéen a ko mën a faj am na ay pêchum kanam yoo xamante ni borom moo koy fajal boppam te yéen a ko war a mën a fajal noonu lañ koy fajee xam ngeen ko ñu dëkk côté Casamance Kafountine bu ñu opposé wu ci tefes boobu ne à partir d'aujourd'hui chinois di fi yeewu ci tefes bii ak bateau ñëw di raakale suñu fond marin chinois dinañ uti feneen fu ñuy dem ñi nekk Kafountine tamit chinois yi nekk Kafountine tamit Cap Skirring doomi Cap Skirring yi nekk côté boobu Ziguinchor jëm ba Cap Skirring ay usuy ñooñu bu ñu révolté man koo doon benn tàngal ko si loxo chinois yi benn yoon ñaari fan ñetti fan chinois dinañ lem seen bagage yi abal leen seen tefes bi
ñu continuer waat di am li ñuy am comme suñu jamono maam yi parce que ñun même côté Casamance yooyu yéen suuf si carrière yi Casamance yi léegi tubaab yi ñoo ko moom carrière léegi tubaab bi mooy ñëw mu jël fekk benn villageois bu toog mu ne ko carrière bi dama ko bëgg a jënd sa loxo bu génnee xaalis jox ko villageois yi pàccoo ko seen biir tubaab bi di exploiter carrière suuf bi nga doon jënd à 10 000 francs chargement léegi 25 000 la dem ba 35 000 francs tubaab moo la koy jaay da ngay dem ci chef de quartier orienté la ne la demal kër ci diw boo demee foofu tubaab ngay fekk mu toog bu xonq tur te juróomi ñaari maamam yi boo ko limee ba ci fin bi amu ci kenn koo xamante ne que ne sokkeeku na yow ci zone boobu ci carrière boobu wala mu jege ko ñooñu ñooy gérer léegi suñu carrière yi chinois yi ñoo moom géej bi tubaab yi ñoo moom suñu suuf bi ñoo ñuy jaay suuf bi ñuy tabaxee suñu kër yi ñoom ñooy jaay suñu terrain yi lëkkaloo ak suñu différentes monsieur le maire yi ak suñu préfet yi ak suñu sous préfet yi yéen jëlee ngeen toog ngeen di xool ngeen bëgg ñoo def fii ay vidéo di ñu rey ngeen di jooy rek bàyyi leen seen woyaay yooyu bii dafa doy génn leen ngeen wane seen bopp parce que géej du n'importe qui moo fay dem du n'importe quel góor mooy dugg géej non nga dem géej gi ñaari fan ñetti fan parfois 1 mois yeneen ci biir géej di napp rek monsieur le ministre de la pêche la ñemewul def loolu ñemewul jël engagement boobu Macky Sall ñemew koo jël Mame Mbaye Niang jëmiño bu tooy boobu di ko ñemee jël Idrissa Seck Alla Seck ñemewul jël boobu décision mais yeneen koy def yéen jeunes yi ñu leen di toroxal boo ñëwee côté nord tamit même chose sama mbokk lébu yi sama mbokk séeréer yi sama mbokk xaalpulaar yi ñu leen di toroxal fii boofu ci frontière kii Mauritanie yeneen ngi dund lu métti te ngeen mun koo fajal seen bopp ah wax Saint-Louis ñoom Joal Mbour foo dem rek yeneen ngi yuux yeneen ngi wax te dernier mot bi yéen a ko yor boo leen décidé dëggantaan lii day dàq jël leen seen pirogue yi jël leen seen gaal yi ngeen dem ba ci digg géej bi ngeen créer seen manifestation barrer la route à ces salitués là na tàng jur ndaxte seen géeji Sénégal yi li ko tubaab ñoom chinois yi pour ñu mun ciy naviguer dañoo soxla GPS te yéen ku ci nekk ci yéen doomi Sénégal moo xam ne jëlee ko côté Mauritanie ba ci frontière Mauritanie dem ba ci Casamance yéen soxlawu leen GPS pour dem géej dellu soit xam ngeen yoon bi xam ngeen direction bi xam ngeen fan la l'est féetoo xam ngeen fan la l'ouest nekk fan la nord nekk fan la sud nekk yéen soxlawu leen GPS ngeen won ko chinois yi ci baatin ak ci zaahir waxin la nag te damaa bëgg ngeen am dëgg-dëgg lii boo leen bëggee mu dàq dina dàq jën yi ngeen di gis ni ñu koy napp tam ñu war leen bu na bàyyi ci biir ndox bi ñu màgg nii ñu mun koo jàpp ñu mun ciy am dara ngeen mun ciy am dara gis seen bopp dara seen doom yi tamit yi ñu war a ñëw juddu fekk fi dara loolu pour ngeen faj ko yéen a ko yor yéen mool yooyu yéen a ko yor yéen sama frère yooyu yéen a ko yor yéen sama mbokk yooyu yéen a ko yor ngeen toog ngeen di xaar noo leen di xaar bu dee ci état ngeen ko wéer li ngeen bëgg amagu leen ko te yàqu-yàqu bi day continuer chinois yi li ñu bañ seen dëkk tubaab yi bañ ko fii seen dëkk Sénégal moom lañ leen accordé ci kaw million yoo xamante ne que yéen doo leen ci gis seen bopp te doo leen ci mus a gis seen bopp di ngeen fi dund ba nga dee doo leen ci mus a gis seen bopp pour lan ñu teg ko fan ñoom ñooñu moom li ñu bokk ñun yëpp ay quelques nit bëgg koo accaparer pour lan la ay titre parce que fan lañ leen ay ministre fan lañ leen ay président ñoom ñu moom non Macky Sall na xoolal loi am na ko yemale ci biir palais bi monsieur le ministre de la pêche na yemale ay loi am ci biir cabinet kum fi signal accord de pêche wala mu signal la fii licence de pêche nga génn nga dem géej ngeen jël seen gaal yi dem fekk leen ci biir géej bi affronté ko ak ñoom foofu affronté ko ak ñoom lu ñu napp yëpp ngeen nangu ko seen loxo delloowaat ko ci biir ndox bi wala ngeen def ko ci seen biir gaal yi ngeen dem ak moom boo leen defee xoolal boo leen fi defee ay embargo pour chinois yi benn yoon ñaari yoon di leen fekk ci biir géej bi di leen indil ay jafe-jafe léegi ñu daw bàyyi leen parce que chinois tamit ñemewul am na yoo xamante ne ñemewu ko ñun chinois yaa ñuy rey inondé nañ Sénégal yëpp ak seen paquet yi dul jeex nga jënd lundi mercredi fa nga dem jëndaat encore luñ la jaay baaxut chinois lu mu la may jëlal nga sàddi ko parce que boo ko lekkee poson la chinois lu mu la jaay baaxut te lu mu la may bu yóbboo nga sàddi ko poson la ñu leen di bàyyi ñu ngi ci médicaments yi ñu ngi ci tissu yi ñu ngi ci dàll yi ñu ngi ci saak ñu ngi fépp chinois yaa ngi fépp Sénégal dafa mel ni chinois yi ak libanais yi ñoo ko moom ak turquie ak marocains yi ñoom ñoo ko moom ak français yi voilà ce qui ñi moom Sénégal ñi ngeen bëgg nii ñu toog croiser les bras Mame Mbaye Niang parce que yéen da ngeen am seen salaire seen yoon neewu ci am ngeen seen passeport diplomatique jooyu leen xiif jooyu leen mar yéen a ngi seen kër nga ne sa kër ku ko ñëw taal di nga def xawma lan di nga commencé ba ci kër baam yow da nga doon xoolal yow bi xale yi doon taal sax xam naa ne yow sa taat bi moo doon boy yow jaare moo la jàpp
yow xale bi nga déggee ni que ne ñu ngi commencé attaqué nañ yow gastro moo la dal su la neexee na dama nga lijjanti say pa yooyu di la woo di la naan Ousmane Sonko dañ ko daan jàppale di ko doon financé léegi mu bëggatuñ koo dëgg tale sax bëgguñu koo gis seen affaire la xam nga ñooñu ñooy ñan ñooy traître yi li leen taxoon a jóg ba ñu jëloon seen yaakaar wéer ko ci Ousmane Sonko baala fa yow sa nijaay yooyu sa mbokk bu yooyu ah bu ñu demee ba ci biir gisatuñu loolu xëy na ñoom seen intérêt moo leen indiwoon di dëgg moo leen taxal na jóg Mame Mbaye Niang delluwaatal ba sa nijaay yooyu sa mbokk yooyu sa papp yooyu nga jàkkaar la ñoo nga ne leen Sistapha nee na yéen doo leen ay kilifa yu mat kilifa yéen seen intérêt moo leen taxal na jóg mun leen topp ku mel ni Ousmane Sonko ngeen gunge ko ba keroog bu muy dugg ci biir palais bi munul nekk parce que yéen seen intérêt moo leen tax da ngeen yàkkamti seen lépp ñoom dañoo yàkkamti seen lépp moo tax bu ñu fekkee lu bëri pas yooyu ngay lim noonu ak ñoo bëri ci biir Sénégal ñi nga xamante ne dañoo yàkkamti lu bëri nag dañoo yàkkamti Sénégal nag looloo ñu yàq on est impatient ci beaucoup de choses foo xamante ne que war nañ faa wone suñu bopp ci daar bi ñi am ci li ñu bëgg loolu dañ koy bàyyi de côté ku mel ni Macky Sall ñu may ko 9 ans mu toog suñu biir dëkk di yaataa yumbee def ko genre dynastie Faye Sall di buur du bummi di tëjlu di intimider di jéem a corrompre de gauche à droite loolu sénégalais dinañu yéex jël seen temps di ci débat mais quand que ne jël doom bu tudd Ousmane Sonko sell ci juddu côté ndey côté bàyyi ñoo ne leen ni que ni damaa bëgg a changer lii yëpp li sénégalais yi moom contrat yi ngeen signé de gauche à droite abi bu fi nekk depuis plus de 60 ans te amul kenn koo xamante ne que ne ñeme naa jël loxom bi dóor ko ci kaw table bi nee na léegi stop sénégalais en priorité après le reste ñi war a ñëw gani kooku di ngeen ko teg noonu parce que seen intérêt lay ñëw laal Ousmane Sonko lu mu wax nag xam ngeen ko bu baax ak ku mu mënti doon nga xam sëriñ nga xam personnalité publique nga ak ku munti doon biir Sénégal ak statut bu la yàlla munti jox nga doon imam chef de quartier ak loo munti doon gendarme policier Ousmane nee na système yéen a ma ko gën a xam ku nekk nga xool rek ci li nga nekk munoo yeewu nga nekk fii depuis sa juróomi ñaari maam nga toog xëyoo gontoo nga toog rek muy neex kër bu rafet oto bu rafet jabar bu rafet ngay tukki nga bëgg passeport diplomatique teg ko ci boo feebaree ñu yóbbu la dem faj la aux frais des contribuables ah nga bëgg loolu continuer ba faw xanaa léegi ñun suñu ndey yi ñoom lan lañ ñun suñu maam yi ñoom xanaa ñoom liggéeyuñu fii lan la fi maamu nit liggéey ci biir Sénégal te ñun suñu maam yi liggéeyuñu ko loolu bokk na ci système yi léegi nag bu dee système ñooñu ku ci gis sa bopp su la neexee nga tëjal ko sa buntu nga wàccee sa rideau nga taabi lawbe sa bopp ci biir loolu sa affaire la 2024 bu ñëwee bu Ousmane duggee ci palais boobu di nga rus di nga bëgg a ubbiwaat sa buntu boobu woo ko ne ko ne sama doom nga wala sama sët la fekk c'est trop tard Sénégal nag da ngeen tàmm loolu boo leen xamee ne que kii mënul ñëw assumer suñu intérêt suñu nooy neex bi mënul doon suñu nooy neex da ngeen koy xoolee bëtu noonu waaw di ngeen jege nit ki pour xool nag kii suñu intérêt war na koo mën a sàmm ci li ñu nekkoon est-ce que moom buñ ko toppee buñ ko indilee suñu doole est-ce que dinañu mun a jàppale dinañu bàyyi ñu continuer ci loolu boo leen demee ba ngeen commencé am xel ñaar rek parce que projet Pastef képp koo xamante ne que ne am nga dara ci sa bopp nga gëm sa bopp ku ci nekk nag laa wax ak ku mu munti doon nag ci biir Sénégal yaa xam tranche d'âge boo munti am ak statut boo munti occupé actuellement ñëppay soppeeku dinañu nettoyer Sénégal ba mu set wicc avec Pastef à la tête Ousmane Sonko lépp la ñuy nettoyer ba mu set wicc loolu dara du ko dindi loolu bu yóbboo ngeen xam ku mu neex nag accueillir leen Ousmane Sonko ngeen mañ koo accueillir te projet Ousmane Sonko bi ak Pastef lii ce n'est que le début après Pastef ak Ousmane Sonko am na yeneen parti tamit yeneen Pastef ak Ousmane Sonko yi war a ñëw judduwaat lii continuité la lay ñëw doon parce que Ousmane a déjà créé des héritiers Ousmane Sonko ak Pastef créé nañ déjà des héritiers ñi ko war a ñëw doon yow Mame Mbaye Niang héritage bu Ousmane Sonko nar fii bàyyi yow di nga dund ba nga dee doo ko am statut bu Ousmane Sonko am ci biir Sénégal yow ak ñi nga àndal di ngeen dund fii ba ngeen dee doo leen ko am malgré les milliards yi ngeen jot yëpp mun leen am bayra boobu doo leen am boobu privilège ñi sénégalais li ñu jox noonu Ousmane Sonko doo leen ko musa am doo leen ko musa dund doo leen ko musa jege sa ba ngeen koy gis mooy sénégalais yi gis la te yoroo dara ñi jël la dugal la seen biir xol ànd ak yow guddeeg bëccëg loo yëkkate ñi jàpp ànd ak yow yëkkati ko loo bëgg a wàccee ñi ànd ak yow wàccee ko loolu doo leen ko am loolooy buruj ba rek seen xol wax leen ko looloo nekk di métti loo seen xol Ousmane Sonko loolu rek mooy loolu boo leen ko bëggee condamné ci kaw loolu rek ngeen ko bëgg a condamné parce que projet
projet Pastef bu ñu mettre en place avec à la tête Ousmane Sonko loolu ngeen mënut a supporter parce que le projet là vous n'avez pas cru à ce projet là de Pastef Ousmane Sonko yaa ngi ko doon wax sama mbay ñaa nga ne une partie qui a été conçue par 20 personnes matuñu sa 20 personnes aujourd'hui ces 20 personnes là se sont transformées à des 20 millions de Sénégalais ñi génn ñu ne ñoom ak Ousmane Sonko la 20 égale 20 millions à la place loolu ngeen war a mën a def ci seen bopp yi tey boo nee Ousmane Sonko maire yaa ngi ci biir pa yaa ngi ci biir suñu maam yaa ngi ci biir xale yaa ngi ci biir xale yi am 2 ans 3 ans sax da ngay gis ñuy def ay vidéo di naan libéré Ousmane Sonko te yow di nga dund ba nga dee doo dëgg fu ñu naan libéré Mame Mbaye Niang di nga dund ba nga dee doo dëgg ñuy naan libéré Macky Sall wala libéré keneen ak keneen boo toogee ngeen naan man du ma Aly Ngouille Ndiaye du ma lii du ma laa yaa gën a tuuti ci ministre yi Macky Sall dama la ne yow ministre cabinet nga yow ministre dayukaay nga siège anglaise fu nit di toog di puub wàccee neeferam wala nit jonkoon uuf leex di bàyyi neeferam yow ministre boobu leen nga fal donc yow matoo sa ñoom Aly Ngouille Ndiaye sa ñoo la tane ñooñu dañ leen fal premier ministre te yow di nga dund ba nga dee doo musa laal premier ministre contente-toi de cette cabinet là fu ñu la jox noonu nga toog ngay xetu ku dugg puub yow nga aspiré xoolal ngay inhalé xetu day boobu yow loolu rek nga mën a def nga ñoo toog ci plateau de télé di ko yuut di ko fen di ko sos yow noonu rek nga mën a mel yéen a ngeen foog ne yéen a moom nit ñi loolu leen mun ci sénégalais def leen ko nga ne les sénégalais qui sont en train de sénégalais di attiser flamme bi ku ci nekk di nga wax yéen a ngi numéro téléphone yi mais kaay la ngeen jël sénégalais yooyu s'ils sont à l'étranger essayez de voir du def ngeen ko ci Ousmane Tounkara vous avez lancé un mandat d'arrêt contre Ousmane Tounkara non moi j'attends mon mandat d'arrêt te bëri naa fii samay morom ñi nekk ci biir diaspora ñiy xaar seen mandat d'arrêt jëlal nit ñi te yéen mun leen tere nit ñi ñëw Sénégal ku mel ni man maa ngi nii déposer samay papiers pour ñu may ma congé je dois venir au Sénégal bientôt pendant ces grandes vacances là lii ñëw jàppaleen ma ngeen tëj leen ma boo leen ma tëjee dina am kuy jël relais bi ci biir la page des Amazones fii toog di wax doo leen ci musa am dam te loo leen ma tëj boo leen sonnee di ngeen ma bàyyi te boo leen ma bàyyee sama billet rek laay jënd xoolal ma dugaat encore sama biir avion maa am première classe la wala deuxième classe sama ñibbi si encore ma ñëw toog fii nee naa leen ñetti nationalité ba ñeent laa yor foo leen ma woo ma wuyu si len na ngeen mën a def ma wàcc aéroport ngeen ne ma madame te interdit de piétiner dans le territoire sénégalais ma ne leen ok madame Gambie wala madame Guinée-Bissau wala beneen dëkk donc loo leen ci mun seen wax yi ñooy bëri seen kaso yooyu ngeen jël noonu di ci empoisonné doomi sénégalais yi depuis des années et des années te ngeen waroon ci yenn ci gën a yelloon kaso boobu da ngeen waroon a libérer doomi sénégalais yi fa nekkoon yëpp ñi ñibbi seen kër yéen ngeen dem ngeen remplacer les détenus qui sont dans ces différentes prisons là parce que sàcc yi mag yi yéen la yéen a gën a yées ku yées yéen a raw unku yéen a raw kaña li ngeen di roñ kaña roñu ko li ngeen di roñ camion roñu ko li ngeen di roñ ngelaw yóbbu ko fenn yéen baaxu leen ci kër baaxu leen ci àll baaxu leen fenn ku leen gas sa suul leen ngeen ballu ci kaw doo leen ay nitu dara Idrissa Seck moom kooku ay nitam yi ànd ak moom bu dee Ousmane Sonko lu mu leen wax noonu keroog ngeen ne vidéo bi Ousmane Sonko moo toogoon doono da ngeen di fen vidéo Ousmane Sonko boobu fu muy naan décee grand bi ana grand bi passe ma ko nangam ça n'a rien à voir ak déclaration Ousmane Sonko li mu doon wax noonu Ousmane Sonko kii Idrissa Seck daf ko doon jéem a jox ordre pour ne ko ne il naka mu woote désordre ci biir Sénégal Ousmane Sonko won ko ni que ne man doo ma jox ordre pour ma woote désordre man su ma naree génn pour woote pour désordre man ordre bi di jógee ci beneen nit di ma ko wax te jamono boobu Ousmane Sonko doon di doon ànd ak ñoom Idrissa Seck ñoom Madické Niang dafa foogoon ni que ne ñoo bokkoon opposition boobu ñoo bokkoon li ñu doon xeex mooy maanaam ñoom ñoo bokkoon pour xeex le parti au pouvoir xamuloon ni que ni traître yi la ñaawoon na ci njort yéen ñëpp xamoon na ni que ne ay traître ngeen mais daf leen bàyyoon ci biir moo tax li ngeen ko doon jox ci ay ordre nangu koo def moom mii mu nangu jël initiative boppam taal caméra am ñu jaaxal ak sénégalais ne leen lii buñ ko naree def man du ma ci ànda bu yóbboo nañ ci taxaw lu ñu jaral mu nañ koo jaral loolu décision boppam la te vidéo boobu mu koy def ça n'a rien à voir ak ñoom Idrissa Seck neewul ni que ni li may wax nii Idrissa Seck moo ma ko wax wala Madické Niang déedéet dafa wax à son propre nom au nom de son parti di Pastef waxu ko au nom de Rewmi wala à la coalition Benno Bokk ànd ak Rewmi wala Madické Niang never
da ngeen di am nag dëgg-dëgg boo nee dëgg-dëgg boo nee PV yi ak kii bi nu mu tuddati rapport médical bu Adji Sarr bi dafa am nuñ ko demee ngay nekk foofu di tracer ay heure di tracer loo Macky 3 pommes di ko def ay manière yéen a ci yem xool leen ñun xam nañ ni que ni justice yéen a ko moom justice lépp loo xamante ne que ne Sénégal actuellement nii yéen a ko moom nee naa leen Ousmane Sonko moom yàlla rek la teg yàlla rek la dënkaane boppam waaw Ousmane Sonko moom ak ñu mu àndal yàlla la ñu dënkaane seen bopp ñun Ousmane Sonko li ngeen koy topp nii ci li ngeen koy fexel nii yëpp ñun xaaruñu ci benn doomi aadama de ci biir Sénégal damaa bëgg loolu ngeen dugal ko seen biir bopp te Ousmane xam na loolu il s'est préparé à ça psychologiquement moralement physiquement xam na loolu moom yàlla rek la jël ay affaire am mu sëf ko sëfu ko ci yende bu ko tegee ci justice boobu la ñu amul biir Sénégal justice bi nekk ci biir Sénégal justice boobu nguur la fi nekkal te nguur boobu kan la mooy yéen Mame Mbaye Niang ak Macky Sall ak seen gang bi yàlla fi nekkal seen procureur nekkal leen fii seen yenn juges yi nekkal leen fii seen magistrats yi nekkal leen fii seen députés yi seen directeurs yi seen président de l'assemblée ak ñoomi seen ngeen toog fii ak seen géwél yi dul jeex yéen ñëpp yéen a bokk benn clan donc Ousmane Sonko amul lu muy xaar ci yéen amul lu muy xaar ci yéen lenn rek la Ousmane Sonko wax leen te bëgg naa ngeen jël loolu ngeen def ko muy téere ngeen ëw ko ngeen takk ko xaw ma nombo ngeen koy def xaw ma ay ngel la ngeen koy def xaw ma ndombo loxo la ngeen koy def wala da ngeen koy def ay genre kii ndombo bu ndaw ngeen takk ko seen biir bopp bi wala ngeen koy roof si seen ron mbaxane bi ngeen téye ko mooy lenn bés boo leen njuuju njaajee affaire Adji Sarr Ousmane Sonko ba ngeen ne léegi taxaw ngeen Ousmane Sonko du bokk ci les élections de 2024 xam leen ni que ni Sénégal jàmm moo fa jeex loolu c'est pas des menaces jàmm moo fa jeex élection moo dul am te président du amati militaire yi li ñuy bañ ñun yëpp Ousmane Sonko bañ ko sénégalais bañ ko militaires yi di accaparer wu suñu palais présidentiel pour la première fois dans l'histoire du Sénégal loolu mooy ñoo mujjee am loolu damaa bëgg ngeen dugal ko seen bopp yi bu dee am ngeen ay dëgg-dëgg bëgg ngeen vraiment Sénégal bëgg ngeen Sénégal continuité bëgg ngeen doomi Sénégal yi di yeewu ci jàmm Sénégal ñëpp nekk si jàmm leen na ngeen mën a def toog leen ba 2024 Macky Sall la xoolal mu bàyyi dem mu toog mu xaar Ousmane Sonko toog yaa ngi dëgg mu daal di ko convoqué mu ñëw ñu saisir seen bien yooyu ngeen am yëpp yow Mame Mbaye Niang li la ci tiital ci falu Ousmane Sonko bi du la ci rawale yow doo ci xoolal doo raw Idrissa Seck du raw képp ku ci yenn amu ci kenn koo xamante ne que di nga rawale dara xaalis yi ngeen rawale ngeen yóbbu ko partout dans le monde boobu xëy na dina raw mais lépp loo xamante ne que bien la te ngeen accaparé ko ci jamono Macky Sall bi mu toogee ci nguuram ba léegi lépp la ñuy nangul seen kër yi dinañ ko def ay jardin d'enfants wala ñu def ko des cliniques pour des Sénégalais wala des maisons pour accueillir des femmes battues wala des femmes violées yooyu ngeen di wax noonu les vrais violés nag laa wax les hommes battus ñu def ko foofu des centres de recherche pourquoi pas les dortoirs pour les jeunes les étudiants là de l'université là ñi ñuy gis noonu suñu rakk yooyu ak suñu doom yooyu di nelaw dans les différents couloirs là dans les universités moom lañ koy mujjee ñoo transformé bu yóbboo ngeen xam li ngeen di def te terrain yi ngeen sàcc nii yëpp des différents hectares ngeen attribué ko seen bopp loolu yëpp dañ koy nanguwaat delloowaat ko ci biir askanu Sénégal ñi ngeen jaay tamit ay kër ci booru tefes yi chinois yi bu yóbboo ñu commencé démonter seen différentes baraques yi ñuy def ci booru tefes yi dinañu dem àll bi yan jeunesse Casamance yi yan lay waxal auto chinois boo leen dajal ci biir àll Casamance yi bu leen bàyyi auto boobu camion boobu raw leen wane leen seen bopp ñu ngi déforesté seen àll bi bu ñu paree ñoo déforesté bu ñu paree chinois yi ñoo dugg ci àll bi zone bu ñu ciblé pour chinois yi ñoo dagg bant yi foofu dañuy dem ñu créer foofu problème de rébellion indi foofu problème waa population yooyu daw waa village yooyu daw bàyyi foofu sans libre chinois yi ñëw dugg ak seen camion ñi dagg bant yi ñaata nit yoo xamante ne des déplacés yoo xamante ne dañ leen déplacé même pas quelques années bi ñu ñëwee dañoo fekk seen côté boobu yëpp garab yi baax yi fa nekkoon yëpp dem léegi Casamance yi les gens qui habitent en Casamance ñoom nand nañ loolu ils ont compris ce qu'il y a derrière cet conflit Casamance da ngeen di ñëw ngeen tirer benn yoon ñaari yoon créer des boucans tiital population yi ñi jël doom jabar daw bàyyi lépp seen ginnaaw ngeen ñëw ak seen camion yi rajaxe kër yi daaneel ngeen ñëw ak seen camion yi ak seen chinois yi ak seen sii yi dagg garab yi ci gaaw yi chargé ko ci dans des différents camions jubal ko Gambie jaaree ko par Gambie wala indi ko par côté Dakar
dugal ko ci ay camion ay conteneur dugal ko ci ay bateau mu dem Chine wala ñëw fii Europe loolu yëpp day jeex parce que nous on a compris le plan Casamance ñun tamit léegi xam nañu ñun nan la ñuy fonctionner on sait très bien que la rébellion n'existe pas yéenay vrai rebelle yéenay ñëw ngeen teg seen bombe yi yéenay ñëw ngeen créer la zizanie yéenay ñëw ngeen jël commencer di bombarder population yi bu ñu déplacé wu ngeen ñëw ngeen ratisser ngeen ne ratissage boo leen ñëwee ngeen ratisser benn village soit disant que village boobu am na ay rebelles yi fa nekk wala ay plantation de canne à sucre ñoo def seen ratissage comme commencer bombarder population yi ndeysaan ñi daw dugg côté Bignona wala Diouloulung wala Kafountine ah wala ñu dugg Gambie ngeen jàpp village yooyu dagg bant yi baax yi fa nekk yëpp chargé ko seen camion ngeen dem ak moom loolu moo fi jeex on a compris Macky Sall on a compris Mame Mbaye Niang loolu comprendre nañ ko ministre de l'environnement on a compris ministre de la pêche on a compris votre problème maintenant sénégalais yi la jeunesse sénégalaise là c'est à vous yéen léegi yéen a war a mën a wane seen bopp yéen a war a mën a wane seen bopp te di ngeen war a wane seen bopp xam ngeen ko vous avez les clés en main les derniers mots vous revient les derniers mots vous revient Mame Mbaye Niang Idrissa Seck tekkiwul dara munul tekki dara ndaxte fenkat la duulkat la koo xamante ne que ne rusul yàlla rusul yonente bi mu dem boo fu yàlla fu mu tëral yonentam bi nga xamante ne que ne nee na kookoo gën ci mbenn mii boo xamante ne que ne sakk na la ci kaw suuf kookoo ko ci li gën a mu dem taxaw foofu nee na dafa fekk imam buy jiite ci jàkka boobu nekkoon ne mais lan moo tax xaw ma bakk ak makka xam nga di boo ko waxoon foofu ci boo ko waxoon boo demoon ba makka yow Idrissa Seck ak li ngay ñemee fen di ñemee tuul ak sa gàttaay ni paxu armel ak sa gàttaay yow mbaa du ci yow sa la ñuy xool moo tax ñuy nattee bu ñuy gasal nit pa pour suul ko foofu ci jullit yi est-ce que du ci yow sa lañ koy mesurer ngir sa gàttaay bu bon boobu nit yee féer bi nga doon ka africain doon nit mbaam sa la tane ñi nga àndal sa ay xaj lañu say mbaam lañu ñooñu xaj sa moo leen tane ndaxte xaj dina am au moins sa am na benn éthique ak morale du song tout le temps mais yow ñi la topp ay mbaam lañu foo lu nit defar mu baax ñi ñëw ñu gas ñi ki Idrissa Seck Ousmane Sonko moo ko gën ci juddu yaay Ousmane Sonko doo leen dégg que ne moo daan lëmbal ci ay sabar di tas ay sabar bañ koy tuddee ay jam si baraaw mère Khady macha allah mi ngi ne la toog Ziguinchor boo nee nii ñu ne la jigéen bu am jom jigéen bu ànd ak sutura jigéen boo xamante ne buy wax sa boo ko mayu leen nopp boo ko jegewul la trop mënoo dëgg lu muy wax macha allah kenn xamu ko ci dëkk bi fu mu toog noonu dëkkandoor yi ñëpp ko seedal lu baax kooku genre doom bu mel ni Ousmane Sonko rek la mën a jur yaay Idrissa Seck boo duggee Thiès xale bu am xale am 10 15 ans dégg nañ sa jaloorem xale yi mujjee les génération yi mujjee nii xam nañu jaloore yaay Idrissa Seck xam nañ ko ci biir Thiès koo nee nii ñu ne la maire James Brown la maire boobu lu mu def ci sabar nangam maire boobu lu mu doon def ci sabar nangam ci njënte nangam ci mariage nangam ci tànn maire nangam kooku dina jur doom boo xamante ne que kooku dina ñëw toog fii di naan day wax ak Ousmane Sonko sam bëggatuma sa dëgg sax Ousmane Sonko di naan day tontu Idrissa Seck parce que bokku leen sa ci juddu jigéen yi suq jur leen sa bokkuñu li ñu gëmoon yow sa yaay sëy sunna ak farata la xamoon xam li mu bëgg toog amul boobu doomi aadama bu mu sa teg bëtam ci cëram bokkuloo yow Idrissa Seck yaay Idrissa Seck boo demee Thiès tey mun nañ laa jox jaloore yaay Idrissa Seck ak baayam ay doom yi tekkiwul ñooñuy dara sàcc bon yi wala kaana yi vampire yi ni la suye yi des charlatans là ñoom ñoo amerde nit ñi ci biir Sénégal accaparé les biens des Sénégalais ba pare yor ko ngeen di lekk les vampires là ngeen di sucer le sang des Sénégalais là matin midi soir ngeen di ñoo am fii di avoir les grandes gueules là avec vos mâchoires développées là on dirait des requins ngeen ñoo avec comme des crocodiles ngeen ñoo toog fii di naan da ngeen di saaga Sénégalais di xas Sénégalais surtout un digne Sénégalais comme Ousmane Sonko un digne Sénégalais comme les partisans qui sont avec Ousmane Sonko man je vous déclare la guerre ku ci génn nga ne nangam Ousmane Sonko boole ci ay nit yi ànd ak Ousmane Sonko man je vais me sentir concerné et dinaa génn je m'en réplique sera comme ça loolu damaa bëgg ngeen dugal ko seen bopp bi bande de naze que vous êtes bande de glands que vous êtes bande de nuls à chier que vous êtes bande de incompétents que vous êtes bande de minables que vous êtes bande de médiocres que vous êtes yéen loolu rek ngeen mën a doon parce que c'est ça que vous reflétez dans la société sénégalaise voilà des va-nu-pieds des traînées de gauche à droite là que ça soit homme ou femme qu'on va récupérer de gauche à droite ñi jël leen raxas leen ba ñu set jox leen un titre de ministre wala député wala directeur whatever ñu sandi leen ci benn poste il se croit tout permis
ils peuvent sortir et cracher leur venin là sur le bas peuple sur le bas peuple boobu nga xamante ne ñoo leen di fay seen ñoo leen di jox li ngeen di dundalee di teral seen ndey ak seen baay imbécile yi yéen ñu gën ñun ñoo leen gën parce que ñun ñoo leen di dundal Macky Sall sa ñun ñoo koy fay salaire am suñu ndey yeeg suñu baay yooyu di toog ci biir dans les différentes marchés là di jaay les différents outils là qui sont encaissés de gauche à droite ñun lu ñuy dugal ci koom-koom chaque mois dans les différents emplois yi ñuy am fii ci biir Europe te ñu koy yónnee via Western Union Ria la wala Orange Money ak yi kenn xamul foofu la ñuy jëlee ay taxes ñu koy jël di leen ko jox ci salaire yow Mame Mbaye Niang te tekki woo tous du dul toog ci buntu duus ku dugg mu saw ngay xentu sawam ku dugg puub ngay xentu saw puub bi moo xam ci 16 anglaise la wala dafa jonkoon moo xam la douce Turquie la yéen a ñëw taxaw fii dinaa ni que ne Ousmane li ma ko xamal yëpp yow li nga xam yëpp Idrissa Seck tamit li nga fi wax waaw buñ la nee preuve joxe ñu tur bi nga ne ma maa ngi xaar na ma convoqué yéen a gën a xam ne que ne Ousmane Sonko du ñëw fii di leen convoqué génn na fii mu lim sàcc yi li ngeen fi sàcc yëpp turu sàcckat yi mu lim leen teg ci seen nombre de somme yi ngeen sàcc yëpp mu teg ko seen kaw ku ci nekk saamal na la sa saam jalu day bi nga day teg ci sa sàcc yi nga sàcc ci wetam mu ne la mi ngi nii kii mooy diw lii la fi day lii la fi sàcc lii la fi woccu mu tegal leen loolu yëpp ku ci nekk sa wet juge bi toog mu ne du ko gis du ko dëgg différents juges yi toog ñu ne duñ ko gis duñ ko dëgg différents magistrats yi di ko gis ñu ne duñ ci wax président de l'Assemblée xam ko du nee na ñuy wax les différents directeurs et les xawaarekat daal dañu sóoraale la des députés la ñu ne duñ ci wax ah procureur a ngi toog Bassirou par procuration nee na du ci wax tey ngeen ñoo ngeen toog nga ne yow yaay ñoo wax Mame Mbaye Niang dama la ne Mame Mbaye Niang lii man maa la ko wax dama la ne li nga wax noonu ma ñun dëgg nañ ko te nangul nañ la ko de duñ la ko bañal de xoolal neel Macky Sall yéen mi ànd ak Macky Sall ah fi ngeen bësoon xam ngeen fi ngeen war a bës fi ngeen bësoon ba sénégalais yi génn pendant 3 jours won leen seen bopp 14 bakkan doomi sénégalais yi ñàkk ci seen bakkan ñii ñi muti leen ñee ñi ngi ci kaso bi ba léegi jaaraat leen foofu ngeen amaat lu gën a raw loolu ñi jaar ak yéen fu gën a bon foofu bu boobaa yow di nga gën a gasaat gis nga sa souterrain boobu nga gasoon noonu nga dugg ci ak sa famille yëpp tëj sa gat bi ba kenn dëggu la woon kenn gisu la woon fenn nga toog ba alxayri ñëw nga génnaat encore di attiser waat nga mel ni ay xaj si waawaa xaju balcon ngay waf ah yaa ci toll ñun waxuñu lu bari de génn leen ngeen teg seen baaraam ci bouton accélérateur bi wala seen tànk ngeen teg ko ci pédale de accélérateur bi sénégalais yi génnaat encore ànd ak Ousmane Sonko xoolal ñu bës seen bouton de stop teg xoolal bës si suñu pédale de frein bi ñu bës ko ba mu nuux laa la wax te bu boobaa di ngeen taxaw fin bu bii yoon du doon rek ay diw ñoo wax diw ñoo ñaan du amate ku ñuy ñaan parce que dañ dul dëgg dañuy tax dañuy gumba dinañ avancer ak yéen ba fu mu yem neex dama leen ne boo leen moytulee li ñu sénégalais li Ousmane Sonko di bañ Ousmane Sonko bugut sénégalais ñun tamit bugguñu ko te mu dal yeneen dëkk yi te ñu gis fu ñu après fu mu mujjee boo leen moytulee Sénégal ci loolu lay ñëw mujj armée mooy ñëw téye Sénégal armée Sénégal mooy ñëw mujjee si palais boobu boo leen def lay attention parce que fu ñuy dem ak yéen ñax du fa saxati ko leen mën a intimider ma jóge foofu ma tëjee la ko yow mati 3 petits points mati 3 points dama laa yeddaat la wax ak yow waxaat ak yow mati 3 pommes delloo si sa xel encore pendant qu'il est temps mati 3 pommes ñi lay menacé yëpp ils n'ont rien à voir ak Ousmane Sonko yow doo nee ni que ne am nga allo Ousmane Sonko mu ne la mati dinaa la def lii wala def la naa mati 3 pommes déggoo kenn koo xamante ne que ne ci staff parce que fii la bokk ku la ne allo nga ne ko allo mu ne la mati 3 pommes préparé lii ak di déedéet mati c'est des nouvelles générations là comme ñu ngi ko waxee des générations de 2000 là l'an 2000 là ñoom ñoo la nekk di la saaxe ñoo dugg si biir jupe fekk sa taat yi wow yooyu mel ni taatu perroquet ñi génnee sa plume yi ndaw yooyu ñi koy coxati di la déplimer tu les confonds Ousmane Sonko n'a rien à voir parce que nawloo la de daa foogoon nekk ne nit nga mais nekkate yow doo nit yow mbaam sama wala gën man dama foogoon nekk yow nit nga nit mun nga am xam nga yow daal yàlla dalaa nattu yow dangaa juddoo rek prématuré tu fais 1m6 tu fais 22 kilos
nga takk sa bopp bi mel ni kuy tënj ak sa rouge poudre boobu mel ni bébé primaire nee naa la yow yàlla dalaa nattu parce que foofu jéegi sa taille bii di def presque 55 ans di dem di solu dans les tailles XL wala taille 40 wala 42 yow yaa ngi noonu ci xale yoo xamante ne xale 7 ans yi foofu ngay solu 7 ans 5 ans fa ngay solu mate kuy sol yére xale yi 5 ans 7 ans à ton âge am na li définition boobu yow war nga koo mën a xamal sa bopp yow nee naa la bàyyil Ousmane Sonko te man bëgguma laa jëndal poussette yor naa fi tétine yor naa fi biberon yor naa fi ay bonnet yor naa fi ay plaid damay bañ ma ñëw fekk la fi nga nekk ma yëkkati la teg la sama biir poussette bàyyi force solal la sa yére tegal la ci bonnet ñu xool la tétine si sa jëmeñ ji muur la sama plaid damay doxante ak yow parce que bientôt il va faire beau mati moytuma bàyyi di dugal ay nit sa biir live di naan da ngay indi ay affaire de roube mati moytuma mati bugguma laa dugg mati bugguma laa yéeg mati damay xool sama benn loxo bii xoolal rek mati est-ce que lii deful sa pooj bi lii est-ce que du sa taay pooj bi sama loxo bi est-ce que du moo sa taay sa pooj yi ñoo toll mati dama xalaat ma ne kii ma jël ko ma indi ko ba suñu bayal bii prairie bii ma mbéj ko mu dem daanu ci beneen côté bii wala dama koy naan mu dem daanu ginnaaw Afrique du Sud xaw ma sax dama lay xool ba si yàgg man yaa quelque chose daal man mënuma laa xool plus de 2 minutes sama yaram bi mooy daw j'arrive pas man nit boo tuutee nii daal am na lu may def daal j'aime pas man j'aime bien lu am yàpp daal bëgg naa loo xamante ne lu consistant j'aime pas les trucs prématurés là daf may non mati amoo équilibre tant que ñoom ko nga amoo équilibre bàyyil Ousmane Sonko te nga bàyyi waa Pastef xale 2020 l'an 2000 yii comme ni nga koy tudde 2000 xoolal l'an 2000 bii comme ni nga ko waxee yow yaa dem nga juutu leen yow yaa dem nga fekk xale yi fu ñu toog de nga wàccee sa zip ba mu egg sa oom yi nga juutu leen mu tombe ñoom ñi doon lekk seen mango ak seen kaani ñi jël seen loxo bi nag dugal ko ci biir kaani bi ruuf ko si sa tuun si sa xoolal sa turu buun boobu bu sew bi ñu ne ko fa pacak nga tiit nag nga commencé nag di daw fu ne dugg nga jëj laabu taxul nga set dem nga ci fu ñuy raxasee oto juutu fa ñi raxas ak jet d'eau bi taxul sa taati safaay kaani bi deñ léegi yaa ngay pati dem nga uti ay renfort te ñi ngay jël noonu pour ñu ñoo renforcer la kooku mënoon la dara kooku luñ ko def luñ ko yenloo fii buñ ko tegoon sa kaw da ngay dee ngay def mati caga bangaloo boobu corona gay li ko sénégalais yi woon ci biir Facebook bi buñ la ko yenloo yow mati xam nga amoo loos yow sa kuu bi sa baat bi nii la toll comme sama loxo bi yow sama bracelet bi mun nga koo def mu doon sa chaîne lii mun na la dugg lii mun na dugg sa baat yow amoo baat sama loxo bi moo ko ne tay si sa baat bi rek day damm day plié wu yow matoo kenn lekk xale bu am 10 ans lañ lay jël ñu boole la te mu bëgg Ousmane Sonko di taxaw xam nga xale bu am 10 ans xamul sa lan mooy voté mun na bëgg Ousmane Sonko di naan Ousmane Sonko moom lañ lay jël rek ñi taxawal la tegal kooku ñu ne ko acca 2 secondes dootoo waxati donc ferme ta petite bouche là yow yàlla lépp la ñàkk lépp la xañ ba sa jëmeñ ji daa yaatu ba ñëw fii sa noppi bu jëloon même yaatuwaay bu mu defoon ko sa yaram bi sax au moins sa nit ñi dinañ mën a wax ak yow mate munoo dem di ruy di naan munoo jàpp ci supp bi ngay lekk nga jàpp ci vitamine C yi di ci naan jàppal ci banana loko yi nga jàpp ci fufu yi di ci lekk ngir yàlla yonante bi mati xoolal ci foñoo yi nga ciy lekk nga bàyyi ceebi jën yi parce que munu laa jox vitamine yi li ngay uti ci ay vitamine bëgg ci ay kattan munoo ko mati est-ce que yow sa góor sa danga koy am yow góor bu lay yéeg tétanos koo yéeg mu tétanos man damay ragal dóor la ma tétanos à distance moo tax bëgguma laa laal mais damaa bëgg tamit nga respecté sa bopp nga xam fi ngay teg sa bopp sa gis nga sa jéegu corona caga boobu créé boobu nee na CODAS la créé man CODAS bi ma ne ko centre c'est des CONAS laa ko tuddee mooy centre d'organisation des damnés là affamés de l'immigration ñoom laa ko tuddee
mooy kodas mooy signification kodas yaa ngi dëgg nga dem nga dugg fa di dem uti say nit ñi ñoo di saaga Ousmane Sonko doo ci am ndam mati doo ci am ndam ñi ànd ak Idrissa Seck duñ ci am ndam keneen ak keneen du ci am ndam xam nga lu tax Ousmane Sonko da leen raw ci baatin ak ci zaahir raw leen ci juddu raw leen ci mbooloo raw leen ci lu bëri ci jàng raw leen ci lu bëri Ousmane Sonko moo gën a jàng sax Idrissa Seck li Ousmane Sonko def ci fonction publique Idrissa Seck dina ko dund ba mu dee du ko mus a def Idrissa Seck poste yu mu def yépp dañ koo jël nit moo ko jël fal ko ci poste yooyu du xam-xamam du métier am fekkuñu ko ci métier bu doon jaay sa kenkayri à la rigueur Idrissa Seck amul métier du maçon du vulgarisateur du jakartaman du dara ñoo ko tane même dawalkat saret yi sax ñoo tane Idrissa Seck voilà un vaut rien un voleur un manipulateur un mythomane ambulant un schizophrène un bipolaire yaa ngi dëgg bu dem créer genre parti nee na réew mi yow kay da nga waroon a jël tur réew mi bi nga changé ko nga ne ko parti James Brown au moins tu rends hommage à ta pauvre maman là qui a laissé une réputation boo xamante ni que ne bu baaxut biir Thiès pourquoi ne pas tourner le nom réew mi pour les James Brown jigéen yi mel nii sa yaay Idrissa Seck loolu ngeen war a def gars yi fii laay yemale kii bi parce que ndogu jot na ñu joxante dox daje duma leen ne ba tel jour nañu génn ñu wax ñu génnaat ñi wax ñu génn ñu wax ñu génnaat ñu wax ñu gag leneen ak leneen ak leneen ak leneen te lii ce n'est que le début ñu ngi créé benn genre coalition tuuti dafa am li ma nekk di togg ndànk pour ma mun ci jàpp ba mu dëgër damay bàyyi boo weer koor bi jàll ba ñu wori ma ñoo jàkkaarloo nag ak waa réew mi ak waa Benno Bokk Yaakaar ñu joxante ay doléance pendant ce temps là dama la ngeen lijjante kan mooy Idrissa Seck ak fan la sokkee koo lan moo tax ñuy tuddee ndeyam James Brown ma mbay ñaa yow nga ne sa baay xaw ma confrère xaw ma affaire de islamia ñoom ñoo fi taxawal xaw ma lan soutien pour le Sénégal sax bu ñu nekkoon ci dëkk bu normal sax est-ce que da ngay dëgg ci dëkk arabe yi ñi naan ay confrère ay affaire de islamia ay nangam non ñooñu dañoo am li yàlla def ci ñoom Gambie bu la gën a jege sa affaire yi mouvement yooyu doo ko fa dëgg parce que foofu dëgg ma fa nekk kenn mooy génn mu nekk weer baa ngi nii ñëpp génn woor weer baa ngi nii ñëpp génn woori weer baa ngi nii ñëpp génn ñu ne suba la tabaski weer baa ngi nii ñëpp génn xoolal ñu ne tabaski bi jàll na Sénégal ngay gis ñaari tabaski ñaari korité ñaari bés woor donc munoo nekk ci dëkk boobu ba pare ngay bakkoo sa baay ñooñu ay dóorkat lañu woon dañoo créé seen mouvement boobu pour doon dóor parce que ci foofu lañ doon di dañoo toog ci différentes grandes places yi ak taatu baaw baab yi Sénégal yi ba taatu buy yi sa sonn seen loxo dégg naa fay buy baaw baay ñoo daan jóge ci kaw di daanu seen kaw di leen naan hey wàcc ma xanaa munoo dem uti beneen taatu garab nga dem toog foofu continuer dafa duul seen duul yi dégg naa buy yi di jóge ci kaw di daanu di wax ak seen papa yooyu ci seen suulee baaw baab boobu ñu doon def noonu fen rek palabre rek di wax rek wax yi di dem rek wax yi nii rek wax yi firee ku mel ni ay tiges de palmier ci prix gouvernement potti gouvernement fenkat médiocre minable dem la ngeen uti beneen tour 3 ans yi leen dese nii da ngeen di tëj seen gat bi ngeen liggéey li ngeen di liggéey parce que xamu leen sa liggéey ngeen ne teg ngeen continuer di sàcca li ngeen di sàcca 2024 jot nga xoolal ngeen dajale seen bagage jël seen mbaam yooyu ngeen joxoon sénégalais ngeen jël ko xoolal ak saret yi yëpp sa seen bagage yi ku ci nekk xool leen frontière bu leen gën a jege ngeen wax ko waa Ousmane Sonko yi ak waa Ousmane Sonko yi ak waa Pastef ñu gunge leen ci frontière boobu ngeen dem yéen a xam fu ngeen bëgg ngeen dem émigré wu foofu mu jeex tàkk Sénégal yéen da ngeen ci pare fii laa yemale waxtaan bi gars yi di leen jox doon daje ba fan yi incha allah rabi foon naa leen di baalu ñëpp ak encore